parce que partage bi dafay gaaw ba nga xamante ni mais nous on fera le maximum quand même pour sensibiliser di ngeen am émission spéciale boo xamee ni daañu ci invité ñoom Adjaratou Awa Ndiaye defe naa moo yore mbiru internet beeg ñoom seen. Voilà données personnelles yi et puis ils sont tellement professionnels daañu woolu itam ñoom baaxum ndax gis naa ni président ak ña mu àndal ñu ngi bàkkoo télétravail fekk ñun ñu ngi ci depuis très longtemps yooyu yëpp nañ ci waxtaan puisque c'est un rendez-vous bu exceptionnel boo xamee ni nous parlons de tout pour jéem rek xeex ba daan li nga xamante ni moo di Covid-19 donc j'attends très rapidement téléspectateurs yi ñu jox leen ndimbali balaa Mamadou Ndiaye di dem ak internautes yi léegi 628 22 22 yii rek la ñu am comme numéro de téléphone pour ngeen mën cee woote ñu joxe peut-être ay enveloppe yi 100000 ak panier bu def 100000 man xam naa fi lekk ginnaaw ëllëg sama camion ceeb yi bu ñëwee naa ci teg ay camion ceeb ak saaku soble voilà am na ku nekk ci ligne bi seen masque yi tax du ma mën a xam lu ngeen di wax masque yi itam jéggi na dayoo yàlla na crise bi dem ba ñu tekki masque yi parce que finalement dootuñu xàmmee nit yi am na ñoo xamante ni dañuy am problème pour noyyi ci ñiy takk weer comme docteur par exemple da ngay wax saxaar si dugg ci lonet yi ba dootoo gis dara c'est tellement compliqué wallaay dina ci am ñoo xamee ni dañuy log beñe ci biir masque bi en plein Ramadan te kenn du leen teg ay daan donc defe naa Aly Ngouille Ndiaye war na gën a yokku Pastef ci masque yi bu ko ab séeréer rombee policier bu ci séeréer romb rek takk masque nanu vérifier ndax biir masque bi amul beñe waaw ak ñi sant ba loolu defe naa Aly Ngouille Ndiaye doo ko boole ci arrêté mi allo 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 voilà donc nag gaaw très rapidement numéro téléphone yi di affiché wu ci suufu écran bi bu ngeen ci woote rek bu ma leen jëlee léegi naa leen may loo xame ni di ngeen ci mën a sutur lu mu dib njafaan ci période bile allo 628 99 80 tànn leen rek benn ci numéro téléphone yi ci suuf très rapidement balaa ñuy dem ak internautes yi allo 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 voilà xëj na njëkkante bi la waaw njëkkante bi la ñëpp a bëgg a jot ci ndimbal yi moo tax bi ndimbal yi doog a génn jur na coow ak ministre bi ndeysaan keroog dafa ñàkk fomp mu jógi cas communautaire laa ko tuddee moom tamit bëgg nañu mu nekk invité quartier général Mansour Faye nit ku baax la nag nit ku baax la waaye affaire yi jur na coow vraiment mu Diop si sax bëgg nañu mu nekk invité quartier général waaw Diop il faut que mu ñëw waaw moom kay ndimbal lii doy na waat de wala ñun waruñu bu ñu wax dara rek. yow defal sa lu baax nanu maandu rek dëgg la maandoo ñu war de. ba woo leen. waaw ba ñu ñëw comme ni ngay def rek bu ñëwee. waaw nga bale nag journaliste yi. waaye duma nangu kenn ku wàññi sama invité yi. waaw léegi dama leen di ber fële. journaliste yi xam naa leen surtout Babacar Fall. moo tax bi mu woowee waaj da ko ba ma ko waxaat ba portel plainte. ko ne ko Babacar Fall mi mérité na plainte. loolu la ko ministre bi wax di en tout cas on recevra toutes ces personnalités là parce que ce qui est intéressant dans cette émission yéen ñëpp ci gis seen bopp donc baax na autorités yi di ñëw di waxtaan comme ni ñu koy defee chaque année. Baye Cheikh jiitu moo mel noonu. parce que jiitu nekk ci ginnaaw kenn tudd. dëgg la boo xasee ne ci kanam. faw ñu lay tudd. baax sa doxin dëgg la. loolu dafa ànd ci dafa bokk ci yëf yi. waaw bu ko moo tax nag muñu rek. am ouverture. yaatal sa dënn. ubbi sa xol tubaarkàlla teg ko ci yoon. dafay nekk lu am solo. faw nit ñi wax. waaw nit ñi moom dëgg loolu yàlla moo leen moo ñaale loolu. allez ñu jël téléspectateur bi allo. sëñ bi na nga def. maa ngi nekk. duma la téye lu yàgg yaa ngi tudd nan ak fooy wootee wala da nga bëgg leb tur bi ça dépendra vraiment de vous. non man maa ngi tudd Cheikh Ndiaye tudd. d'accord dégg ñu la bu baax foo dëkkee. zone de captage. d'accord noo def ak crise bi ça va lan la gën a la sonal yow foofu sa famille. non ñoom amuñu problème quoi amuñu benn problème. ah kon soxlawu leen ñaar fukki junni yi. non soxla naa ko kay wala boo xam soxla naa ko. non corona bi la wax agsiwul foofu. oui agsiwu fa mais corona bi dafa laal yeneen secteur dafa laal par exemple am na ñu daan liggéeyatuñu am na ñu daan fayee ko amuñu salaire ñii seen salaire wàññeeku na ñii fayuñu lu yaas ñii soxla nañu dund côté boobu laa la laaj. aha mu ne. waaw.
très bien très bien très bien xam nga lu may def bàyyi ma jox la ñaar fukki junni yow sa njaboot lan la da nga yore doom yore soxna wala sa yaay naka la sa situation de njaboot mel. am ay ñu ma yor rek. ah. am ay ñu ma yor ñu bëri quoi. yore nga ay jabar yu bëri. non doo am ñeent ñu yor ñeent ñu yor ci kër. ah dafa am ñoo yore sa kër mais sa ay soxna ci ñaata la ñu toll. voilà. sa ay soxna ci ñaata la ñu toll. ay 6 personnes. 6 personnes njaboot bi maanaam sa jabar benn jabar la ñaari jabar. d'accord bon nañu ko jox rek. waaw jox ko c'est dommage que dégguñu bu baax li muy wax mais am nga ñaar fukk xaalis ak beneen pañe boo xamante ni valeur mu ngi toll ci ñaar fukk muy ñeent fukk yoo xamee ni jarul ngay déplacé wu toogal sa kër ñun dinañu wax rapidos mu livrer la ko ba fa nga dëkkee donc nañu ko jël ci ginnaaw ñu joxaat ma très rapidement beneen téléspectateur ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi ñun nag sax rek la ñuy wéyee ku ñu tuuf ci ñaar fukk yi ñu jël ndax am na ñu war a dimbali ci suñu koñ yeeg suñu mbokk yi loolu dama koy wax ñii ñëw di ñu seet si ñu nit dañoo bëri ay xarit bëri ay mbokk bëri ay waa koñ ci dëkk bi la ñu dëkk te wax dëgg yàlla weer wu dee rek la ñuy xaar waaw kay donc yooyu yëpp nañ ci bàyyi xelit allo 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 bon peut-être que c'est un problème avec le réseau wala xëccoo bi ñëpp bëgg a jot mais on vous attend continuez d'appeler on retrouve internautes yi très rapidement baaxee questions yi docteur balaa ñu koy libérer Mamadou Ndiaye bari nañu ci ñu réagir ñoom internautes yi ak hashtag bi di QGTFM 2020 ak Dan Corona hashtag Dan Corona bari na ci aussi ak suñu équipe digitale bi nga xamante ni Magui Coulibaly moo ko dirigé bari na ci ñi nga xamante ni aussi ñu ngi envoyé seen message ci suñu numéro WhatsApp bi nga xam ne wax nañ ko sànq 77 112 84 82 ñoom ñëpp nag li ñu ci mën a jàpp naa ci ñaari question yu nga xam ne bari na ci lu mu ñëw ci li nga xamante ni mooy internautes yi ñëw ko posé ko ci ki nga xamante ni mooy docteur mi nga xam ne moo fi teew ngir ñëw joxe ay explications yu leer ñenn ñi nga xamante ni dañ leen di tàmm di fàtte mooy ñi nga xamante ni mooy les malades mentaux mooy ñi nga xamante ni seen xel neexul ñoom dañ leen di fàtte ci xeex bi yan matuwaay ngeen jër ngir fexe ñoom tamit ñu bañ a mën a am lii di Covid 19 bi parce que ñoom tamit ñenn ñi sax dem nañ ba ci ne ñoom tamit mën nañ nekk ay porteurs sains te boobaa dafay gën a indil loraange askan wi leneen yi nga xamante ni question yi ñëw la mooy taalibe yi tamit ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel yan matuwaay ngeen ci jël bu fexe ñoom tamit ñu bañ a jël lii di virus bi ndax ban liggéey ngeen ci commencé def te loolu nekk na lu am solo internautes yi bari na ci ay questions yi nga xam ne ñëw nañ ci loolu beneen question bi nga xam ne mooy bu ñetteel bi nee nañ bu yëf yi jëmee kanam ñaanuñu ko yàlla est-ce que yéen ñi nga xamante ni yéenay conseiller actuellement nguur gi fan ngeen toll est-ce que dinañ dem ba nga xamante ni dinañ am lii di confinement total conseiller ko nguur gi. voilà merci beaucoup dégg naa question yi ci ñi nga xam ne ñooñu seen xel dafa des tuuti. am nañ ci politique. parce que boo gisee fan yëpp dañu focaliser wu woon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yore Covid bi mais temps yëpp ñu ngi ci réfléchir te fan yi nii du yàgg dara war nañu dem Kaolack parce que Kaolack. action sociale dafa am benn centre bu mag bu ñuy wax centre de réinsertion sociale parce que am nañ ñeenti centre ci biir centre boobu li ñu fa xalaat mooy jéem a xool nan la ñuy def ñi nga xam ne seen xel nan lañ koy waxee dafa yembadi ñu xool nan lañ def parce que ñooñu lu ci ëpp dañ daan dem ci restaurant yi ñu leen di may ñuy lekk ak yooyu te léegi comme restaurant yooyu yëpp dañoo tëj ñoom ñu ngi taxawaalu ci mbedd mi am na ay bonne volonté yu nga xam ne ñu ngi leen di jàppale mais ñun keroog rek ñu ngi koy waxtaan ak ministre que ne actuellement dañuy dem Kaolack ñu waxtaan parce que centre boobu pour accueillir ñooñu rek moo ko tax a jóg te am na psychiatre te comme am nañ comité tamit bu nga xam ne teg nañ ko biir Kaolack ñu dem waxtaanee ak ñoom commencé par Kaolack parce que looy commencé rek da ngay commencé par une zone pilote Kaolack la ñuy commencé jéem a xool ñëpp ñi nga xam ne nekk nañ foofu ñu ramassé leen yóbbu leen ci centre bi tàggat leen defaral leen li ñu leen war a defaral bu ñuy li nga xamee ne yeggale nañ ko ci Kaolack après ñu daal di def extrapolation ci yeneen régions yi mais bàyyi nañ leen xel. ñi nga xam ne aussi ñooy taalibe yi ñooñu booy xool ministère de la famille ñoom ñoo ci nekk et de la petite enfance te ñoom defe naa ne yàgg na sax balaa Covid bi. déjà am na benn stratégie nationale de protection de l'enfance bu nga xam ne ministère boobu mu ngi koy travailler te ci biir travail bi mu ngi ci ànd ak secteur yu bëri
te ci biir secteur yi am na ci secteur bu nga xam ne action sociale moom moo ko yore te ñooñu foofu li ñu fa yore ñun mooy plan de contingence ci plan de contingence boobu ñun li ñuy travailler ak UNICEF lañ ciy travailler balaa may ñëw nii rek wax nañ ñu benn montant bu nga xam ne UNICEF viréel nañu ko pour que ñu commencer def ay dox ay jéego pour jàppale taalibe yooyu noonu ci tamit yenn gox yi nga xam ne am na taalibe yi déjà commencé nañ suñu action parce que démb dem nañu centre de sauvegarde yóbbu fa ndimbalu action sociale te bi ministre de la famille commencé tamit joxoon nañ ko ndimbalu ministère de la santé à travers la direction générale de l'action sociale comme ñoom ñoo ko moom nag dañ leen di jàppale ci xeex bi léegi nag ñun tamit def nañ beneen kuréel bu nga xam ne kuréel bu ñuy wax multisectoriel la multisectoriel maanaam ñëpp ñi nga xam ne am nañ en charge muy vulnérabilité parce que vulnérabilité du taalibe yi du malade errant yi mooy ñi nga xam ne malade mentaux errant yi du ñooñu rek am na les personnes yi nga xam ne tamit moom la ñuy wax waylaago yi am na tamit ay personnes âgées donc am na ñu nga xam ne aussi dañu nekk ci village de reclassement social village de reclassement social boo ko déggee mooy village yooyu nga xam ne le président Léopold Sédar Senghor tegoon na ko en 1976 bi lèpre bi amee ñooñu ñi daal di leen beroon parce que dañ leen doon joxoñ ñoom tamit baaraamu tuuma ba taxoon président beroon leen ñooñu lèpre amatul Sénégal parce que éradiqué nañ ko complètement ñooñu dañ leen di defal accompagnement psychosocial donc ñooñu tamit jël nañ leen en charge ci biir groupe boobu groupe bi proposé nañ benn plan d'action bu nga xam ne travaillé nañ ko ñun ak secrétariat général du gouvernement ba nga xam ne ci fan yu néew du mat petite semaine dinañ ko jébbal ministre de la santé moom mu valider document bi ba di ko présenter chef de l'État pour que ñu am financement pour document bi tàmbale liggéey bi parce que ñooñu bàyyiwuñu leen ci ñun lañ bokk parce que comme ni may waxee rek mooy action sociale ci social lañ nekk parce que peut-être Covid bi moom moo tax ñu bëri commencé di xam action sociale parce que comme damay wax toujours action sociale amul woon politique de communication politique de visibilité ñun dorénavant depuis que ma ñëw si loolu laa taxaw parce que gouvernement def na lu bëri ci action sociale mais ñu bëri mënuñu ko xam parce que impact yi la am na mais mënuñu xam kan moo ko def moo tax il faudrait que ñuy communiquer di waxtaan ak nit ñi parce que am na ñu bëri ñu nga xam ne xam nañ tamit action sociale parce que suñu feebaree xam nañ ne am na gratuité yu nga xam ne boo ñëwee ci action sociale mu defaral la ko dañuy ñëw ci ñun ñu def enquête sociale ñoom gox yeeg goxaat yi ñoo koy def bu ñu yegsee ci ñun ñu jël en charge seen bu dee am nañ devis bu nga xam ne docteur moo ko def ñu jël ko complètement en charge ça dépend bu fekkee ne nit ku nga xam ne loxoom jotul ginnaawam benn yoon kooku dañ koy jël en charge totalement am na ñu nga xam ne nag quelquefois dañuy soxla juste un appui rek loolu aussi dañ koy def donc ñooñu tamit bàyyiwuñ leen ñu ngi koy continuer di ko def donc loolu moo tax ba ci biir Covid bi aussi ñuy ànd ak tous les sectoriels yi nga xam ne ñoom ñooy yor la vulnérabilité bu ñu lëkkoowee def benn liggéey boobu noonu def naa ne ñi nga xam ne Covid bi dafa leen touché dinañ leen mën a jël en charge te duñu sonn parce que day fekk action boo xam ne ñun ñooy jógandoo defandoo ko mu daal di amandoo ay résultats. des na troisième question maanaam troisième question bi nee na comme yéen ay conseillers yi di xelal. est-ce que di ngeen dem ba wax pour ñu jëm ci confinement total. xam nga loolu su fekkee ne jar na ko rek. Le ministre de la santé dina ko wax ak président parce que président yaakaar naa ne wax na ko nee na moom mu ngi déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci service sanitaire yi bés bu ñu ko waxee que ne lii lañ fii lañ war a jëm rek dina ko def pour le moment waxagul confinement total mais gis na ne war nañu yokk mesures yi démb mu ngi doon waxtaan ak waa santé pour que ñu xool nan la ñu gën a mën a yokkee mesures yi mais pas pour le moment que mu jëm ci confinement total mais bés bu ko xam naa ne bés bu nga xamee ne war nañ cee yegg bu soobee yàlla bu ko ministre bi waxee ak ministre yi nga xam ne dañu ànd ak suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr. dinañ ci dem justement ñu dolli ci bés buñ ci yeggee dégg nañ njiitu réew mi wax ko yow itam wax nga ko ban situation mooy tax tey jii ñu ne tey dañoo war a dem ci confinement. xam nga situation boobu mooy peut-être xëy na bés bu ñu demee ba atteindre pic mooy loo xam ne bari
ba nga xam ne yaakaar nañ ne situation bi law na xoolal cas communautaire yi léegi ni mu commencé di bari. mais Olof Ndiaye day faral di wax benn wax luy raam ca ñag ba la jëm est-ce que doo ko téye balaa mu faa yegg. duñu ko lool ci loolu lañ jëm nag parce que ci loolu la ñu jëm ci loolu la ñu nekk te loolu la ñu bëgg tamit askan bi nekk ci ak ñun. parce que depuis ñu commencé ba léegi boo gisee ñu ngi wax bàyyiwuñu tàyyiwuñu sonnuñu ragaluñu tamit ñu ngi dem ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom ak risque yu ñu ci mënta am tamit ñu ngi dem ci biir nit ñi di waxtaan ak ñoom te duñu bàyyi donc li ñuy laaj askan bi rek mooy ñoom tamit ñu góorgóorlu parce que bu ñu góorgóorlu ku nekk def xeex bi sa xeex yaakaar naa ne dinañ ko mën a ñun ñëpp daaneel ba mu jóge Sénégal ñu fàtte ko parce que ñaanuñu yàlla vraiment ñu yegg ci pic wala ñaanuñu yàlla vraiment ñu def confinement total parce que président de la République bëgg na économie Sénégal mu dox. te bu ñu defee confinement am na ñu bëri ñu nga xam ne dañu nekk dans le secteur informel donc duñu mën a def seen liggéey comme nañ ko waree te kon bu boobaa économie bi day taxaw. voilà merci. Dernière question Mado. donc docteur maa ngi lay nuyu fi nga nekk et puis di la remercier ci sa teewaay donc je pense sax bu ma ko dégloo première question bi ma ko bëggoon poser sax tontu na ko parce que depuis lors mi ngi waxtaan mais bëggoon naa xam yan action ngeen di faral di def est-ce que action yi ngeen di def c'est juste en période de crise par rapport au Covid bi mais ci bi ma la dégloo sànq mel na ni que wax nga di ngeen di jàppale les personnes handicapées ak ñi nga xamante ne moom moo di les personnes âgées parce que c'est vrai que Covid bi mi ngi fi mais am na ñenn ñoo xamante ne tamit ils ont besoin de ça donc leneen li ma bëgg a poser rek je sais pas si c'est le mot exact mais par exemple réinsertion wu malade bi nga xamante ne dafa dem comme par exemple mun naa ne un père de famille boo xamante ne moom donc d'habitude moom moo doon xëy di dem di wuti lu mu am mu jóge ci feebar bi mu dem ba tane léegi macha allah ñëwaat ci këram mais comme il est en convalescence donc du amati kattan peut-être pour dem ci biti wutiwaat lu mu dundalee njabootam est-ce que ñooñu aussi da ngeen leen di topp wala. waaw jërëjëf soxna Mado je crois que loolu waxoon naa ko fi. parce que nee naa ñi nga xam ne déjà dañu wér. ñun déjà ñoom seen famille xam nga en général dañ leen di confiner. ñun bu ñuy calculer li ñuy jox ci seen wàllu confinement dañuy calculer lu jéggi 14 jours yi parce que dañuy jàpp ne ki nga xam ne dafa feebaroon wala ku ñu confiné bu demee ba delluwaat ci biir këram dafay te nga xam ne amatul doole pour nekkoon na pourvoyeur de ressources. amatul doole pour mën a def la mu daan def ñun dañuy taxaw moom mooy kit alimentaire yi ñuy gis d'habitude ñu koy yóbbu ci région yi région 9 régions yépp yi nga xam ne pratiquement am nañu cas yi ñun dem nañ fa yóbbu nañ ay kit alimentaire loolu toujours calcul yi day dépasser prévision bi. parce que on se dit que après personne bi nga xam ne moom dafa feebaroon dina soxla ndimbal ay fan yu nga xam ne ba nga xam ne dina mën a réinsérer waat jëlaat activité normale loolu dañ ciy taxaw bu baax a baax. jërëjëf. voilà je pense que leer na Ibou merci docteur ñu ngi lay gërëm bu baax. bëggoon nañu toogaat ak yow nag ba ci kanam. mais dañu bàyyi rek nga daw àggali liggéey bi puisque fan yii yëpp noppalikuwu leen. xam naa bu ca kanamee bu 10 heures jotee incha allah ci suba gi dinañ leen fekk ministère de la santé et de l'action sociale lan mooy nekk kàddu bu mujj bi ci message booy jagleel sénégalais yi. voilà avant que may jagleel sénégalais message dama leen di gërëm. parce que su fekkee ne tamit dañuy liggéey yéen a koy feeñal. parce que bu ñuy liggéey te waxtaan ñu ak yéen aussi ngeen jàllale ñu ci presse bi. nit ñi dañu mën a xam. maa ngi remercier ak di nuyu tamit ki nga xam ne moom mooy oustaz Imam Pape Anne parce que tase woon nañu màkk en 2017 xëy na fàtte na ko. ma jógee woon Matam. chaque minute nag ñu sonal ko ñëw ne ko est-ce que war nañu def lii est-ce que war nañu def laa. mu ñuy tontu. noonu lañ leen di sonalee ñu nit. jërëjëf mu ñuy tontu musul tay vraiment ci wax ak ñun. moo tax xam naa masque bee tax xàmmewuma la. voilà c'est ça man maa jóge woon Matam léeg-léeg ma posé la ay questions yu nga xam ne. dëgg sama ajaratu ba jóge woon Matam dëgg la. voilà c'est ça. maa ngi lay nuyu docteur kontaan naa. voilà très bien. yàlla nañ fa dajewaat. voilà inshallah ci darajay rasulullah kontaan nañu lool ci liggéey bi. léegi nag ñun daal ñu ngi remercier ñëpp. di beral nuyu remerciement le chef de l'État. parce que bu dul dara moom moo commencé moom moo jóg moom moo taxaw moom moo woo ñëpp ñu jàpp si. ci loolu le ministre de la santé tamit jóg ànd ak moom ministre yëpp jóg daal di si jàpp. ñun nag action sociale bu fekkee ne am nañ ci paax tamit moom moo ñu may doole. ba nga xam ne ñu mën a def li ñuy def tey jii moom moo fexe
ba nga xam ne ñëw nañ tey tamit ci émission bi pour waxtaan te mu ngi ñuy jàppale ci biir ministère bi te man aussi liggéey bi may def du man rek parce que loo gis rek équipe la. parce que li Olof Ndiaye di wax wat gaal ak yëgoo. ñun il faudrait que ma gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ba tey jii ma mën a toog fii. wala lépp lu nga xam ne réussir naa ko ci biir action sociale ñoom la. parce que ñoo ñuy jàppale. dañu am benn quartier général comme ni ma la ko waxee sànq bu nga xam ne saa yu ñu xëyee. chaque jour dinañ def benn liste boo xam ne lii la ñu war a def tey toute la journée. balaa ngoon jot dinañ baare yu bëri parce que yëpp dañ koy yeggale. ba nga xam ne li ñuy war a def yëpp war a dem ci région yi fi mu nekk ni ñu ngi préparé pour dem Goudiri parce que war nañ fa def action yi nga xam ne vraiment pour jàppale askan boobu li nga xam ne mooy mbas mi nekk ci ñoom te tëfaa jóge ñu def ci sensibilisation ak action yi nga xam ne war na fa jóge noonu lañ koy defee ci yeneen régions yi te loolu yëpp équipe moom moo ñu ko permettre muy les chefs de service régionaux les chefs de service départementaux les directeurs de CPRS les directeurs de CNRS di remercier aussi waa santé parce que waa santé buñ ñu xajalul duñu mën a toog parce que santé ak action sociale la il faudrait que ñu nekk benn intégré wu mën a jàppale suñu ministre mi nga xam ne wax dëgg yàlla dafa nekk ministre bu nga xam ne dafa jar a remercier parce que moom mooy ki nga xam ne ci Sénégal moo jël ñetti jigéen def leen directrice générale. très bien moom rek moo ko fi def. donc kooku ku jar a sargal la jar a remercier la te mu ngi ñuy jàppale ci suñu liggéey te bu soobee yàlla ñun askan bi rek moo ñu tax a jóg. macha allah voilà xeex liggéey mbas mi ak def li nga xam ne suñu doole la parce que dañuy wax ne action sociale boo koy def dafay mel ni da ngay dox ci tànku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. parce que ci loolu rek la daan dox. donc comme ñun loolu la ñu yàlla dénk. te ministre bi day wax ne boo nekkee ci action sociale yaa ngi nekk ci diggante ñaari bunt muy safara ak àjjana defe naa doo taxaw ci ñaari buntu di xoole bay dem ci beneen bi donc da ngay dem ci bu baax bi donc comme yàlla dénk nañu ko nag loo wax ci sama pèlerin bi macha allah macha allah loo wax ci sama pèlerin bi leçon su te noonu la xam nga ñun période yi ni ñu sonalee docteurs yi médecins yi am na ci ñoo xam ne xam naa dañoo wuyu ba sonn sànq damay woo professeur Seydi damaa mujj def des ak sama gàcce ndax mujj gu wuyootul téléphone am noonu lañ leen di sonalee yéen bu ñu nekkee ak yéen màkk comme quoi jamono bu ne ak la cay xew ku ne ak la nga xam ca période am ñu la ciy sonal donc boo ci amee générosité rek day doon ngëneel pour kii bëgg xam donc yéen am ngeen ci générosité te dañu koo seetlu noonee ngeen ci amee générosité yéen borom xam-xam yi ñoom it di liggéey kër docteur am ci générosité lool yàlla na sunu borom yàggal seen taxawaay muy docteur Aram Top Sène je rappelle que moo jiite direction générale bu action sociale nga xam ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci préparer ak mettre en œuvre politique nationale bu action sociale bu ministère de la santé et de l'action sociale gërëm ministre bi nga xam ne ni tey jàpp na bu baax ci liggéey bi Abdoulaye Diouf Sarr ak sunu naataango ba muy liggéeyal di Adjatou Ngoné Ngom fii la jógee donc bu ñu gisee la muy def ca ministère ba defe naa fierté lay nekk pour équipe bu télévision Futurs Médias naka noonu Ibou Kane yow it ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous ci miroir Covid sinon ci fan yi ci beneen taxawaay ci biir quartier général Ibou incha allah Pape Cheikh rendez-vous demain ci miroir Covid 19 te xam naa ci fan yi di ñëw incha allah itam ci quartier général. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax dafa am point bu am solo boo xamee ni sànq jot nañu ko laajte ba docteur tontu ci loolee defe naa bëgg nañ ci ñëw ak Dieynaba laata Oustaz Pape Hann di ci indi ay kaddu muy ñi ñu tuddee ay taalibe bu yàggut rek dégg nañu ni am na ay cas ca Ziguinchor ak ci yeneen i dëkk yoo xamee ni ñoom am nañu ci testé positif ci Covid 19 muy lu ñëpp naqarlu parce que ñoom ñaare ci mbedd yi la ñu nekk tout à fait Pape Cheikh sànq docteur wax na ko nee na dañoo demoon ci centre sauvegarde pour yóbbu fa ndimbal ñu jagleel yenn ci taalibe yi loo ko waral mooy kilifa ba nekk ca département bu Pikine Guédiawaye dafa am ay daara yi nga xamante ni dañ ko rek daal di tëj daara yooyu di tax mu tëj ko mooy dafa bëgg kon daal di aar gone yi ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum Covid 19 boobu juste pour wax ne ne am na yenn décision yi nga xamante ni kilifa yi ñu ngi koy jël pour tëj daara yi et ça c'est important ñu jël ko parce que gone yi bu ñu leen aarul yaakaar naa ne kon feebar bi du fi gaaw a jógee parce que doo xam kan ak kan la ñu rek daal di laal rawatina nag am na benn kaaw benn xale bu benn talibé bu am kon coronavirus foofee ca Tivaouane tax sax moom daaraam ak ñi nga xamante ñoom ñoo fa nekk ñu daal di leen def en quarantaine kon yàlla nañu yàlla kon daal di musal ci loolee mais aussi daal di leen aar loolu nag prétexte la pour ñu dem kon ca Thiaroye-sur-Mer daal di bàyyi xel benn daara bi nga xamante ni ci
état bi mu nekk état de délabrement total la lu toll ci fanweeri gone ñoo fa daal di nekk borom kër gi da koo bàyyi mat na léegi juróom-benni at xale yi nekk fa ba léegi xam nga kër gu ñu bàyyi juróom-benni at xam nga ne kër googu baaxul gone yi dañ ko abandonné comme voilà comme nuñ ko waxee kër gi nag yàqu na yàqu bi nga xamante ne waaye xale yi ña nga fa seen sécurité ñu ngi ko rek daal di tiital waaye tiital aussi seen kon wàllum santé rawatina ci wàllum Covid bi ñu seetaan reportage u Habib Faye. ay ndongo daara ñoom ñoo fi yeewoo bés bu ne di fi jàngee alxuraan li ci gën di yéeme bokk na ci seen sëriñ jamono ji nekkul ci dëkk bi génn na xale yi ñàkkum kaaraange gi mu ngi leen di bëgg di sonal rawatina itam coronavirus gi nga xam ne mi ngi ci dëkk bi li leen tiital na lool askan bi yeewoo ci biir koñ biile tax na itam ñuy ñaxtu. te boo bëgg waaye da nga bëgg a xeex corona soxla hygiène booy yi nekk fa nga xam te ni amul hygiène di génnaat tamit di dugg ci kër yi di jalwaan wala ñuy ñaan ndox. tamit loolu day gën a yokk quoi. mais conditions yi nekk est-ce que baaxul quoi instant yi toll ni ak feebar bi am ci dëkk beeg yooyu ndax tey bi ñu bëggee ndox ci biir kër yi la ñuy dugg bu ñu soxlaa lekk ci biir kër yi la ñuy dugg tey bu feebar ñaan ma ko yàlla mu duggee caare ba ñëpp commencé tëju fan la ñuy jëlee ndox ak lu ñu war a dundee ak yooyu te dara wóoru ci quoi. mais dafa wóoratul wóor moom defatu ko loolu moo am na waaw actuellement nii nag man xale yi rek laa fay gis te. bu dégg bëccëg heure bu ne dañuy ñëw ñu leen di may ndox te xam nga ñun mun ñëw ñu leen ñaan ndox ñu bañ leen di may. ñàkkum kaaraange geeg salte gi jaaba jonge ci biir doon na loo xamante ni tere na nelaw ñoom ndongo daara yi waaye de nii lañ ciy dëkkee tax na li ñuy gën a bëgg rek moo di ñu jëlee leen fii yóbbu leen feneen. waaw bu fekkee ne ndox moom waa koñ moom ñoo ñuy jàppale si ndox moom. waaw ñu sant yàlla rek xaw na métti mais yàllaa ko dogal ñu sant ko yàlla rek. parce que mu ñu laaj ñoom ñu am lu ñu dund quoi ci waa. tuuti lañ dëkk tuuti. yéen ñëpp waaw soxla nañ dimbal moom lu wér waaw. ñetti weer sëriñ bi tëdd ci lal feebar bàyyi ndongo daara yi ak menace coronavirus gi nga xam ne ëlëb na xeluk askan gi gannaaw daara bu Cambérène ndongo yooyee jël nañ leen yóbbu ci yeneeni centre loolee la ñiy nekk fii di fi dund bëgg ndax ñoom conditions yi ñuy nekkee gis nañ ne baaxul benn yoon centre d'accueil yi fa la ñu war a toog. mu ngoog Habib Faye ñu ngi koy gërëm bu baax moo ñu defal gëstu boobule ci taalibe yooyu le sànq jëy na ba yaa ngi ma koy wax ni xale ndongo daara bi nga xam ne ni moo amee Covid bi Thiès la mais Tivaouane. waaw Thiès xale bi. Tivaouane fan la bokk. ca Thiès. waaw kon àggale yéen da ngeen mën a corriger. dëgg la. non dama li xam nga. juumoo du tout. Tivaouane la. oui dans la région de Thiès. bàyyi ma ne Thiès rek ah comme ça li ñu xam ne que wala rectifier naa donc ci xale ba nga nekkoon kon foofee ca Thiès. donc voilà. yow tamit. Papou yow tamit. àggale c'est dans la région de Thiès donc Tivaouane la malheureusement et xale boobu ab taalibe la donc c'est le moment la boo xamante ni jar na ñu xoolaat naka lañ leen war a jàppale ñoom noonu ñoo ñu nekk ci mbedd yi nañ leen bàyyi xel am na sax ay image yu may gis yenn saay ci Mamadou Ndiaye Bale ñuy wane yenn saay ay nit yu jox kon ay masque ay taalibe gis naa ko ci yow donc c'est important xale yi ñu sensibiliser leen si raxasum loxo sensibiliser leen. Koura Ndiaye am naa koy def loolu ki ñuy woowee Koura Macky Koura Ndiaye ma xamee ni bu kaasee ba pare ci internet bi danaan saluté gis naa ko mu ñëw Sénégal jóge États-Unis ay gelam yu bëri la jënd ak ay saabom ak ay di dem ci xale taalibe bu romb faccalal la gel alcoolique bi gel bi na la raxasal sa loxo et tout ça Sophie Gueye aussi elle est très dégourdie mais est-ce que day takkal sax taalibe yi c'est bien c'est vrai que xale yi seen place du ci mbedd mais bu ñu demee nag ba nekk ci mbedd yi te mënoo leen faa autant les protéger mais man gis naa ci xam nga dama am groupe taalibe fii ci sama bopp koñ bi soo fâché ñu masqué xam nga dañ daan wax jëndal ma dàll léegi jëndal ñu masque la ñëw sel amul foofu dama leen di dàq dama gaaw a mer mais dem leen dama leen di ramas xale laaj gel parce que je pense que ne comme que mënuñu maîtriser solu masque gone yi ak seen ku ko mën daal defal ko taalibe ak seen raxasum loxo je pense que ne la meilleure des choses à faire c'est mon avis c'est que daara yi ñu war ko mën a tëj parce que kilifa bi nekk ci département bu Guédiawaye Pikine loolu la def xale yi ñu ngi leen di commencer di leen yóbbu seen ay kër donc voilà ñu ngi leen di
delloo seen ay kër donc je pense que c'est la meilleure solution ba peut-être situation delluwaat peut-être à la normale ñu ñëwaat jàng si pas yalwaan mais jàng si c'est presque partout voilà donc aussi je pense ñu ngi leen di delloo ñu ngi leen dañuy teg ay bus ne xale yóbbu xale yi jox leen yóbbal dugal leen yóbbaale seen sëriñ ci et mais juste wax que ni jey na bañ am na xale yoo xam ne sax c'est-à-dire il faut le dire aussi xamuñu sax fan lañ dëkk xamuñu sax ban daara lañ nekk moo tax ñu nekk sans dañoo nekk ci mbedd bi situation yu mel nii parfois à toute chose malheur est bon comme ni ko tubaab di waxee parfois ci yenn situation bu la ko yàlla tegee peut-être nattu bi daf ñuy permettre aussi ñu xoolaat suñu bopp ndaxte xoolaat chaque jour dañuy wax ci kaawu taalibe yi moment bi déggoo taalibe bu ñu dóor déggoo taalibe bu bon enfin relais wuñu ko kon moment bi na ci ak Covid 19 bi mais situation bi war na mën a toog ñun tamit ñu taxaw seetlu xool naka la taalibe yi dundee lan lañ ci war a mën a jël comme solution comme que situation bi taxaw na ñi ngi fexee ut solution pour taalibe yi je pense que dafa war a nekk solution boo xam bu pare la pour prochaine fois wala lii bu fi jógee sax ñu mën a xoolaat suñu nekkin léegi moment bii du moment wu taalibe yi di taxawaalu bu pexee amul ku ci nekk bari na ci internet bi ay xale yu jël ay initiative yu baax yoo xamante ne bi mën naa citer bari na ci ay ñoom Dior Gueye bari na ci ñoo nga xamante ne yi jël ay initiative di takkal xale yi masque di leen jox ay gel ñu raxas seen loxo yi di leen expliquer tamit situation bi ñu nekk mais tamit am na ci ñoo xamante ne ba tey ñi ngi bàyyi seen taalibe yi tey suba ñu ngi may signaler boo Kër Mbay Fall ba Mbaaw ñi ngi bàyyi seen nit ñi cité bi ñuy dekk wala yeneen cité yi ñi ngi bàyyi seen ñoom ñi ngi toog confiné wala respecté ñi nga xamante ne mais taalibe yi doo xam fu ñuy jógee ñoom tamit ñi ngi ñëw di dugg ci cité di yalwaan te mën nañu am contact ak yéen tout ça kon boo dem am na daara donc ku mën jàppale daara bi nekk sa commune rek nga jàppale leen lii moom double cas la sëriñ bi dafa tawat ça fait 3 mois 3 mois ku tawat nag wax dëgg yàlla gérer ay xale wàcc na la ñi nga xam ne ñooy seen famille te yebaloon seen i doom yooyu léegi ñoo war a ñëw récupérer nag seen i doom ba lii jeex bu jeexee dara tubarkalla ñu mais am na ñoo xamante ni fàtte nañu seen ay doom yi am na fàtte nañu sax ñu juróon nañu wallaahi yéeme lépp daal kenn mënu ko wax waaye daal vraiment lii kaala boo xam ne bii daal baaxul daal ci réew xale moom sàmb rek ni maam Saliou daan def uuf ñëpp tey Serigne Saliou uuf ñëpp tubaarkalla day fekk nag tubaarkalla nga man ca dara soo loo mënul dara nag yàlla teggil na la ko am moyen bi teggil na la ko wax dëgg yàlla gis nga alaaj Pape am na ci daara yoo xam ne sëriñu daara ba dafa jàng ba am xam-xam mais moom bëggul ludul xam-xamam boobu mu jox ko ay xale yi xalaatul sax xoolal am na ñoo xam boo leen fayul sax ñoom seen bànneex li ñuy dundee mooy jàngale alquran góor gi Saliou am transfert de compétence wallahi lazim jëlee lii di nekk sama kàng wi jox ko xale yi waaw kay mag ñi mais alaaj Pape maanaam ni ñu war a taxawoo daara yi ci réew mi la ñu taxawoowul daara yi am na ci daara yoo xam ni bi problème bi amee ñoom dañoo téye seeni xale génnatuñu dëgg la sëriñu daara yi ak ñi leen di dimbali ñooy dimbali ko téye daara yi am na ci ñoo xam ni daañu nekk ci daara jàng ba mokkal alquran te seeni waajur duñ fa teg seen tànk Oustaz Pape doguma duñ leen fay Pape an doguma la mais Thiès Cheikh Anta mi ngi koy def ci benn reportage naan dañu taxawal benn concept bu ñu dippee waañu daara léegi dañuy togg avec le maire Talla Sylla ñoom ndeyu daara yi ñooy ñëw ànd ak équipe municipale bi ak ay bàjjanu gox yi waaw ñu togg ay centaine de plats yóbbu ko kër daara yi alaaj Pape yóbbu xoolal maanaam ndimbal gis nga ndimbal dafa am foo koy njëkkee ba noppi waaw dafa am foo koy njëkkee te xale yooyu ne ci daara ja tey bari na xale yoo xam ni bu ñu génnee ci daara ji dinañ nekk ci leneen lu dul sonal askan wi te it am na ci ñoo xam ni ñaga ca daara ja bi mbir bi tàmbalee léegi alaaj Pape génnuñu xoola daara ba ca kokki 36 mbana matin 36 mbana soir génnuñu xale yi génnuñu xale yi demuñu fenn kon ndimbali faaw nu ko yóbbu ci daara yi man naa gis ay sëriñu daara yoo xam ne ñu ngi def ay orange ndimbali daara bi orange money fi mu toll nii mais dafa lay wóor ni am na ñoo xam ne xam naa leen mais daf may wóor ni kii li tax mu dem ba def lii dafa sonn mais parallèlement daf ci am itam ay ñoo xamee ñi dañu dem ci ay kër yu ñu abandonné nekk fa ak ay xale moi j'ai vu ça ci sama quartier c'est un quartier résidentiel mais am na benn fu nu abandonné fa la sëriñ bi nekkoon donc ñun bu ñu bëggee lu ñu joxeek yooyu fa lañ ko daan yóbbu mu jékki-jékki rek borom kër gi ñëw pour récupérer këram te am na droit génne leen mais après finalement xale yi amuñu fu ñu dem man ba léegi maa ngi gis xale yooyu ci mbedd bi xaw ma nag ki nekkoon seen sëriñ moo tax fu mu mujjee wax naan seen parents yi est-ce que alaay am na ñoo xam ne ay borom xam-xam lañu dañu jugee seen dëkk la ñu jugee ñëw
am ñii nekk Ndakaaru wala ñii nekk beneen région seeni mbokk wala seeni dëkkandoo jël xam nañ ni kii borom xam-xam la jàng na ba dajal faamee xam-xam yi am na benn néeg wala am na benn fu mu dëkk ñu jox leen seeni doom te am na koo xam ne bu la joxee doomam doo ko mën a gàntal di nga wax bi alaaj am na koo xam ne bu la joxee doomam doo ko mën a gàntal déedéet waaw li tax li am daal mooy ñi yilif réew mi ak ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñuy génne azaka gis nga azaka da nga koy jox ki ko yelloo dañ ci jàpp azaka te borom alal yi boo bëggee sa alal ñoŋ am ngërëmal borom bi subhanahu wa taala sa alal bañ a yàqu jël génne azaka lépp dañ ko war a génneel azaka azaka nag boo koy jox ñi koy yellu alaaj pap yaakaar naa l'islam dimbalantee tax yàlla wàccee faratal azaka mooy ñi am dimbali ñi nga xam ne amuñu ba pare ni école tubaab bi amee ay école reconnue par l'état li mooy école bu baax bi noonu la amee ay daara reconnue par l'islam ak des daara qui ne sont pas reconnues par l'islam loolu moom la ñu ko wax ci dëkk bi la ñu dëkk moo tax souvent day am ay amalgame bu dee nit ñi dañuy toog ci télé yi naan sëriñu daara yi taalibe yi déet daa am yu baax ak yu baaxul mi ngi noonu daa am yu ñu homologué ak yu ñu homologué wul yi ñu homologué nga kokki am na yu ñu homologué Touba xoolal Sëriñ Mountakha li mu wax bërki démb ci déclaration bi ne nañu gën jàppale ñi nekk ci taalibe yi donc yooyu homologué nañu ko amati doom boo ko mëntee boo ko mënul toppatoo na la jaral nga gëstu ba am certitude ni daara bi l'islam homologué na am na ci daara yoo xam ni boo fa yóbboo sa njaboot daañu mokkal alquranul karim ba pare duñ ca yam daañu am yar yooyu bari na ci réew mi alaaj Pape mais Pape Cheikh li muy wax aussi oustaz bu jar lu mat a bàyyi xel la ndax bu ñuy di gàmm am na ñuy raas ndax boo gisee benn dongo boo xam ne mënu laa wax mën na def ci daara ji 5 ans mën a tari xaatee bu mat ndax waxtu ba muy jàng man ca mbedd ma yor potam ñu naan dañ leen a sas dangaa war a indi téeméer wala ngaa indi téeméer rek ñeent fukk say waajur bàyyi la fa 3 ans 4 ans fan nga dëkk xale bi day dem ba xamatu ko loolu bokkul ak ñi nga xamante ni si dañ leen fee teg ñu nekk ay nitu diine di jàngal nit yi alxuraan parce que doomu diine li war a jiitu ci dënn mooy alxuraanul karim waaye nag fa nga ko war a jàngee aussi c'est très important ñu taxawu leen daal rawatina xale yi taxawu xale yi donte am na ci ñoo xam ni sax nañu war a yoree xale yi jekkul jaaduwul am na ñoo xam ni seen i gëstu yëpp mooy lu jegal réew mi lu jegal nit ñi ñu toppatoo xale yi en tout cas initiative yi nga xamee ni xale yaa ngi koy def ñu ngi koy rafetlu bu baax ku lim juum mais bëri na ay nit yu ñu gis ni ñu ngi génn ak seen i moyenne di joxe gel di joxe masque di jàppale xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci mbedd bi initiative yooyu yëpp ñoo ngi koy rafetlu chacun dans son rôle ñun ci sunu rôle yéen ci seen i rôle bu leen sunu borom dimbalee ngeen am peut-être relation yi wala am possibilité bi na ngeen jàppale ñi ngeen mën a jàppale bu ko defee ñooñu itam mën a mucc ci li nga xam ne ni moo di coronavirus wala Covid 19 on va continuer ak sujet yi ñu leen préparé bokk na ci ab gëstu boo xamee ni dem nañu defi ko ca dëkk bu ñu naan Guet Ndar foofee ñaare dañuy gis ni dafay bëri nit et que bokk na ci gox yeeg gox-goxaan yi nga xamee ni borom xam-xam yi dañuy gën di ñaax ci bu gox bëree nit nañu gën góorgóorlu ba éviter nit ñi di wàllante parce que souvent dañ ciy gis ay kër yoo xamee ni day am li tubaab tuddee promiscuité donc tu as été boor boobu pour gëstu xool naka la ñuy dundee période bi la surtout Fatick. waaw Pape Cheikh Saint-Louis tey Ousseynou Diop lañ fay àndal li nga wax tamit def taxaw seet lu baax na ci parce que ñoom aussi Ndar gis nañ ci ay reportage yu muy def Pape Cheikh ñoom kilifa diine ci seen bopp sax dañu doon ñaax askan wi ngir ñu gën a góorgóorlu ci geste barrière yi ba foofu itam ci Ndar ñoom it macha allah ñu ciy def liggéey bu am solo di xeex li nga xam ne moom mooy mbas mi waaye Ousseynou dafa taxaw ci beneen fànn xam nga Pape Cheikh weeru koor gi tàmbali na ku ne xam na nag ni ñu ko doon waxee si njalbeen gi Sénégal ci boppam du Saint-Louis rek fépp la mburu moom macha allah dañ ko bëgg fonk loolu xëdd jaañeen yi ak xaaleen yi ak ñangeen yi ak gayeen yi bañ nañ ko ba sax soxna si wax ci reportage wàllu mburu gay la sant du sa waa ko ñu xadd la ñuy wax waa Njaare dañoo bëgg a xadd waa xadd la ñuy wax yàlla buñ ne la voilà waxtu jàpp gi sax waaye nag ñun ñi dëkk Thiès ñun ceeb ci ceebu fajar rek la ñuy tàngal ñu xëddee ko ñun tamit dañuy tàngal ceeb bi di rawanteeg rajo ji ceeb bi la ñuy tàngal bu fooñ rek bu tàng yi jër noonu lay ñu xat amuñu problème pour rang lii ci bu lañ sëy yàlla tere may fàttali fukki minute moo des ci jàpp loolu moo xam naa ñu dëkk Touba yëpp xam nañ ko bu ñu déggee rajo jumaa ji ne fukki minute moo des ci jàpp ñëppay daw di njëkkante voilà juste pour dellu siwaat ci sujet bi Pape Cheikh xëdd nag ak nañ ko daan waajale mais comme ren dañoo nekk nag ci situation bu xaw a particulière askan wi itam jël seen ay disposition jël seen ay matukaay teel a dem teel a waaj lu ci mën a am nañu dem Ndar fekk ko Ousseynou Diop mu wax ñu doomu Ndar couvre-feu bi naka lañ koy dundee ci weeru koor rawatina itam naka la ñu waajalee xëdd
koor gi ñu tàmbali lépp soppeeku ngir nga xëdd kon force nga waajal ko jënd lépp ci guddi gi Abibulaay Cuun ni noonee la koy defee waaye lu mu dul fàttale ci àddunaam. man de tey ni ma xëddee moom dama mu daan demee daal ndaxte dafa am mbir mu dal suñu kaw mu am ndigal yu ñu joxe te ndigal yi foog nga respecté ko te xëdd yi moom ni nga ko defee moo di jënd lii ñu war a xëdd yëpp ci guddi gi laata 20 heures du jot fanaan yëpp bu xëdd jotee ñu xëdd ko. Umu Xayri Gay moom nee na ak ndogal yi nguur gi jël lii di mburu kenn mënatu ko am ci tàng-tàng bi te jamono bi ñuy waajal dem seeni kër ci óoru ndogu la ñu war a waajal itam lii di xëdd te doole yi nag yamul. dinaa si jàmm de moom waaye xëdd na metti na de metti na am na coono ndax ñi génn di jënd mburu mënoo génn dem jënd mburu mënoo génn dem def dara ndax óor yi laa bàyyi pour ngay dem di jënd óor yooyu ngay gaawante pour ñibbi di defar ndogu bëgg jënd si xëdd si óor yooyu dafa metti. naam mbir yi metti na askan wi nañu daan wooree kon lépp day soppeeku rawatina ci xëdd bi naafila yi ak lii di ndogu bi Assane Gueye moom nee na ñëpp dañu war a muñ ba mbas mii di coronavirus bi daal di jàll. parce que lu mu metti ñu muñ ko ba jàngoro ji génn jaar fi parce que jàngoro ji jaamu yàlla la boo xam ne day dox sa mission am. koor gi daal di tàmbali askan wi ñu dem seeti leen kenn ku ne yi yàbbi ci na muy xëddee ñu ci bare nag nee nañu lii seeni àdduna ñu ngi soog a gis waaye tamit doon na loo xamante ni lu metti la. voilà donc ñu ngi gërëm suñu équipe yi nekk foofee ca Ndar Géej ci jokkoo bi ñu jokkoo ak Fati Dieng foofee ca Guet Ndar. waaye ni mburu mi mel ca Guet Ndar noonu la mel fii Ndakaaru. déggoo li ma la wax loolu kay dafa général bi soxna si mi ngi koy wax naan xam nga mburu mu tàng nag gars yi bëri dañ ko ciy taabu mais léegi nag soo moytuwulee Pape Cheikh du am parce que parfois nga dem ci boulangerie bi sax. mat leen noonu la bëggee ñoo xitu tàng. Pape Cheikh boo rombee ci boulangerie yi xam nga comme tere nañ jaay mburu ci boutique yi nit ñi ndeysaan dañuy taxaw di rang mais nag xam nga loolu ñu doon wax sànq ñu ngi ko doon wax ak madame la directrice distanciation sociale bi daanaka sax bu ñu ko mën a respecté nit ñi dañuy sonn Pape Cheikh bu 18 heures jotee batterie yi day plate gars yi bëgg sonn nañu taxaw mer ci mburu bi nga xam ne parfois sax da nga ñëw denc ko parce que fajar bi gars yi dañu daan génn dem di ko jëndi loolu yëpp mënatul mais tamit organisation la parce que jamono moo toll foofu donc ku nekk di wax mais genre reportage yu mel nii li ci tax mu ci am solo mooy wéccante xalaat bu ci nekk parce que ngayeen bi mi ngi koy wax ci biir naka lay def keneen kii seetaan amaana Mado wala Fatiguien peut-être amuñu woon xalaat boobu mais bu ñu ko seetaanee peut-être dinañ ci gisee njëriñ de toute façon ñu ngi remercier Ousseynou Diop Habib Seck naka noonu ak équipe yi nekk équipe bi groupe Futurs Médias yi nekk foofu yëpp ci diwaanu Ndar mais jeena baa ngi wax alternative yu am solo oui am na toujours ay plan B fondé cere la càkkri kii la ñuy ndogoo la ñuy kiiwee fondé. Côte d'Ivoire par exemple. ñoom fondé la ñuy liiwee. boo demee ay Fouta ak yooyu sax. habitude. voilà. ñun dañu tàmm daal dafay fekk ne nga am choix. et c'est tellement riche en plus céréales yi. dañuy faral ci mburu ñoo xit ba dëgg la. dafa am cosaan. dëgg la mburu boobu nag mbay. loolu la tax ñu bëgg mburu. loolu la tax ñu bëgg mburu. non mais tey par exemple suñu waa kër ñoom presque est-ce que jënduñu mburu 15 heures xaw ma lan. parce que rang bi ci four mu taxaw a tàng tuuti nga mën ko lekk. waaw xanaa teel koo jënd rek denc ko mu doon faga daga. mais nag li ci gën a mën a te booy jënd nga jëndaale la ngay distanciation bi respecté ko ci biti. parce que même bu fekkee boulangerie yi ñoom dañ fexe ba ci biir ñu jéem a respecté distanciation yi. mais ci biti tam bu ñu mënee góorgóorlu clients yi respecté ko tax tamit loolu yëpp ci dina permettre aussi ñu gën a mën a am pour seen kër ñu ngi xool ci YouTube bi di xool naka la ñuy fabriquer pain aussi parce que xam nga jamono confinement aussi parce que xam nga les gens ils s'ennuient da ngay wéet da ngay sonn donc ñu bëri xel day nekk ci lu ne dañuy dem jëndi seen farine di xool defar seen bopp première fois mun na échec mais deuxième fois am na ñoo xam ne sax gis naa leen ñu naan comme ñëpp amuñu four mais jël nañ seen matukaay jël poêle di xool naka la ñuy def sa ay crêpes affaire yooyu pour xool rek naka après il faut préciser te loolu defe naa Oustaz Pape Hann lay bàyyi mu ñëw ci ak ñun weeru koor la ñu wax du weeru feetu gastronomie wax naa ko sànq xam nga ñun particularité bi mooy table yi fees del ñu def li tubaab naan festin dëkk yëpp noonu la ñu koy doxale mais yonent bi sax mësta dox ci loolu ci gëstu bi ma gëstu du weeru feetu lekk déedéet sallallahu alayhi wa sallam weer la woo xam ne alaaj Pape nit dafa da ci yar biiram c'est pas le mois de la gastronomie waaw Rasulaay dañ ni suumu
suumu tasixu woor leen ngeen wér loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu dogu jotee nga dogoo waaw woor leen l'essentiel suumu tasixu woor leen ngeen wér léegi nag yow wooral nga wér dogu jot nga teg suppu kànja nii teg maafe nii teg fii ñetti brochette fii. ngéwél kër garmi bi ne fii. brochette bi waaw. te brochette yi du bokk dañuy def brochette u ginaar. def brochette u yàpp. boole ci brochette u fruits de mer yi tous les animaux de la mer ñoom la toog ñoom crevette. waaw man gis naa ko kër garmi. te biir waaw dëgg la te biir da nga koy jox cër alaaj Pape. wala la waaj a lekk tey la. waaw te biir da nga koy jox cër. nit war na bàyyi parce que am na yàq goo yàq ci biir ci kaw taabal bi noonu. billahi am na ñeneen ñu ko yelloo. yàq la am na ñeneen ñu ko yelloo. parce que yow li nga taaj lépp wóor na leen kër gi duñu ko jeexal. li nga taaj lépp pour taaral ko pour defar lépp wóor na leen sëñ bi du ko lekk ba mu jeex njaboot gi duñu ko lekk ba mu jeex am na ñeneen ñu ko yelloo. parce que boo xiifee sa xel ci lépp lay nekk. balaa ngay ndogu lépp lu sa xel nekk rek mën nga koo jënd teg. te yàlla boo xasee ba lekk ba pare après du ngeen lekk lépp yàq lay nekk. mais yàlla wax na kullu washrabu waaye wala mu lekk leen naan leen mais bu leen yàq. xam nga loolu la borom bi subhanahu wa taala wax. yàlla xam nanu xam doomu aadama. xam nit ni mu mën a yàq xam nit bu yàlla defal teraanga. lu mu bu waree dundee ñaar téeméer fukki junni lay dundee. ci benn bis. yàlla ni lekk leen. naan leen waaye bu leen yàq. mooy simplicité. xam nga simplicité ak humilité dañu ko jàppee jikko. waaw waaye ci lekkit ni ñuy comporté woo ci weeru koor gi. soyez simple et très humble à travers li ngeen di togg ak li ngeen di. mi ngi noonu waaye sa waa ji daana toog 3 mois ci du tàkk këram. rasulullah li ma ko xamal laay wax ni. cin du tàkk këram. Bilaal mooy dem tool ba di jeex ci tàndarma yi for ay tàndarma indi rasulullah te moom loxo ba lu mu laal mu barkeel loxo tàndarma lay jël ko ne jox kenn ci njabootam ñu lekk tàndarma daal di naan bàyyi ba suba ba ëllëg daan na taxaw di julli du mën a taxaw ndax biir ba dara newu ci te day naafi la mais du mën a taxaw parce que biir ba dara newu ca day jël morso teg ko jël ay xeer teg ko ca morso ba takk ko ca biir ba ngir mën a am doole wa akadat zuhduhu fiha daruratuhu inna darurata la taadu ala al-islam moom rek ko mën ba xeer yi naan ko bàyyil ñu soppaliku wurus or nga dem marché jaay ñu ngir mën a taal wa rawatuhu jibaalu suma min zahabin rek na bi dummóoyu leen ay macha allah bu mu ci dummóoyu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi ki nga xam ne lu yàlla bind moom bu nekkuloon ak moom nit du am aljana du am xéewal du am dara du am daan toog 3 mois ci du tàkk kër moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne àddina bi xéewal yëpp loolu moom la waaw raamal waraa nay la fadlin musraina lahu moom la Cheikhul Xadim wax wal fadlu inda rasulay xaraaru Sëriñ Bamba nee na nit ñëpp ngi sàkk pour am ngëneel waaye ngëneel benn rek la woon yàlla jox na ko rasulullah teraanga yi ñu nekkee yëpp teraanga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu sallam di yonent boo xam ne kon kooku ak teraanga bu la mën a yàlla mën a jox war nga koo bàyyi xel te lu mu daan yore. dara daawul fanaan ci moom. voilà maa ngi jot léegi nii Henriette ñu ngi koy ziar bu baax. depuis Yacine Sega ak René nee na tey Thiaroye Azur daa am courant ba xëm mujjul sax jënd mburu ndax dañ ko évacuer ci ranguk mburu tu vois ça commence à être compliqué. Tata Fa depuis New York la question qu'on se pose mooy pourquoi toujours du pain on mange que du pain 3 semaines dans le frigo def ko c'est des habitudes yoo xamante ni mais li El Hadj wax léegi nii ba ñu juddoo ba ñuy feral dañoo jël mburu mi taftal ko ci suñu làmmiñ bi. xëy na mburu bi moo dëgg la mais ñu bëgg mburu ci bind ba mu fees. waaw moom la ñu ferale. wallaahi boo demee Europe wala nga dem États-Unis da ngay adapté wu ci ñoom nu ñuy dundee. wallaahi situation bu ñëwee tamit da ngay adapté wu. te buñ la taajalee lu neex la ñuy lekk. boo tukkee fekk leen. dañuy jël mburu def ko ci congélateur pendant ay semaines bu ñu paree tàngal ko lekk. wallaahi te fii nga jox nit fagadaga bu ne du ko lekk. ñun dañu tàmm mburu bu tàng bi. wallaahi mburu bi mais comme période bi dafa xaw a période bi période de crise la mën nañu dellu ci ñoom càkkiri je vois mon ami Djibi Thioy qui me dit mais parler de càkkiri parler de fondé. ñelañ dank alaaji fondé saako dugub seeru mais njuur mi nag njuur mi. xoolal njuur mi. laajtiri. nañu dégluwante dañuy doog a door. te alaaj moo xar mag njuur ni. voilà kenn doon xas nañu ko bennal. waaw saa si yaa ngi doon wax lu am solo. mais alaaj Pape njuur ni yàq jotaay. alaaj Pape njuur ni. njuur ni Pape est-ce que xool nga ni ngay waxee njuur ni. ndey ba bi may dem Mbos doon jàngi bi ma jógee Bousra di dem Mbos. li ñu boole njuur ni gu bari la ma defaral. sama maam bu daan dem ci gàmmu Podor yi. dañ daan yàkkamti bu ñibbisi. xam nga lan mooy sérité ku jóge Podor. pataas ak njuur ni. billaahi ay waay te pataas bi dañ la koy xolli raxasal alaaj ko Pape maa ci xam dara nga lekk ko cru. ndey ba ca kaw la sàpp ak suukar. alaaj Pape soxna ndey ba may dem Mbos di fekk si Cheikh Omar Ndiaye di jàngi. njuur ni bu bari la ma defal
fajar bala ñoo jël bind maag sëriñ bi rek ma ko yor ñu def jël meew mi defar jox sëriñ bi moom it lekk ba suur ma lekk ba suur da ngay sawar a jàng parce que sa biir day fees billahi ku fi ndogoo njurndi mbaa nga xëddee njurndi doo xiif activité ngay ànd en tout cas xam naa njurndi comme Dieynaba li mu wax y a aussi des plans B bu dee mburu mënul ñàkk ba mënul ñàkk par exemple waa chez Katia yi dañuy def livraison à domicile boo bëggee mburu te bañ a rang ak viennoiserie la tudd xaw ma seen bong yooyu xaw ma nu ko tubaab tudd viennoiserie ba jàngut viennoiserie xaw ma ñoom kii yooyu bong yooyu croissant yi da ngay woote chez Katia ñu livré la ko mu ñëw sa kër man maa ngi ci 4e âge du ma rang waaw jarul rek livraison à domicile mais je disais simplicité ak humilité dañu foog ni ci jikko la mais ci ni ñuy comporté woo ci biir kër yi surtout période koor gi la nga xamee ni sànq ba tey maa ngi naan du feetu gastronomie du mois de la gastronomie waaye weer la woo xamee ni ku nekk war ngaa yamale li ngay def yëpp humilité boobule même borom xam-xam yi dañu koy faral di wax comme ñu nit dañu leen gëm par exemple Mado am na diététicienne boo jot waxal ngir mu waxtaan ak nit ñi ci yi ñuy lekk ak façon bi ñuy nourrir suñu bopp ci période weeru koor surtout oui ba cher comme ni nga ko waxee donc c'est vrai que Ramadan 2020 jot na ñu bari seen xel dafa dem ci Covid mais ñu fàttali ne nag que Ramadan bi bu jotee baax nañu fàttaliwaat askan wi naka nañu war a comporter woo ci seen biir kër comporter woo wax nañ ko ci wàllu lekkin ndax da ngay toog toute la journée privé li nga xamante ne moom moo di sa organisme heure dogu bu jotee tamit am na nenn noo war a lekkee leneen lim ci ñu waxaat aussi lu am solo mooy li nga xamante ne moom moo di Covid bi gis nañ ni que couvre-feu dafa am donc les gens li ñu doon def bu njëkk bu ñu lekkee ba seen biir fees daawoon nañ génn di doxantu macha allah mais léegi mënatuñ ko waaye ki nga xamante ne moom moo di docteur madame Touré nekk fee ci CTO di diététicienne jox nañu ci ay conseils surtout aussi ñi nga xamante ne dañu am ay feebar lu mel ni diabète donc moom itam jox na leen ay conseils ñu dem xooli ko ñëwaat. digle rek kii mooy que ni nit ñi di xëdd respecté xëdd bi ba pare si ndog bi tamit ñu def très attention si ni ñuy lekkee parce que temps bi dafa gàtt ndog bi li ñu ciy préféré boo dogee nga jël sa tàndarma ki lekk ko baax na nga jël ndox bu tàng bu ndugg lu mu munti doon mun na nekk dute mun ak yeneen tisane mën na nekk supp lu munti doon daal na xaw a nugg tuuti bala ñuy jël rek lu sedd rek automatiquement di ko ci def muy indi ay choc ñu éviter loolu suñu ndogoo tamit jël éviter yi nga xam ne dañu niin torop dañu faral di gis bu ñuy ndogu dañuy jël ay saucisson def ci ay fromage def ci ay beurre def ci lu nekk ñu fexe daal ba éviter lépp loo xam ne dafa niin ñu moytu ko def attention tamit ci suukar bu bëri boobu tamit surtout chez les diabétiques waaw surtout chez les diabétiques ñu def très attention léegi suñu liyee reer bi ñu décaler ko tuuti parce que li gënoon mooy dañuy teel a reer mais bu ñu ndogoo xam nañu diggante boobu dafay gàtt nga reer ay booru 21h30 moo gën su ko defee di nga am temps wu digérer lekk boobu te li ñuy gën a farataal bëgg nit ki di ko ndogoo mooy que ni lu munti doon bu dee ceeb la bu dee ay lentilles wala céréales yi nga xam ne kii légumineuses yi nga xam ne dañuy kii nañ koy boole ci céréales yi ñuy lekk su dee par exemple da nga togg sa ceeb nga jël légumes yu bëri def si boole si tuuti petit pois boole si kii mooy légumineuses yi su ko defee day gën a enrichir lekk bi te dina la permettre li nga ciy lekk di nga gaaw a suur te doo ci lekk lu bëree bëri ba mu di la sonal ci guddi gi ma répété waat toujours ñu moytu lu niin te comme temps wu confinement lañ nekk amuñu temps mën a génn di def sport di dox tuuti def marche ci biti mais ci biir kër gi y a des cours yoo xam ni ci cours yi mën na nga jël doxantu ci sa couloir ou bien nga doxantu ci kaw terrasse bi wala cours bi lu mu munti toll l'essentiel daal nga def ay pas donc pas yooyu dina la permettre nga mën a digérer tuuti naafila bi tamit day ñëw xam nga tamit activité physique la naafila bi nu mu gën a bëri da lay permettre nga digérer waale donc loolu tamit c'est très important naan ndox bi nag naan ndox bi tamit dama ciy insister il faut ñuy naan ndox bu bëri éviter jus yi trop sucré yeeg yooyu ñam yi moom vraiment précaution bi ñuy jël normalement moom la ñu waroon a jël bu yàgg
mais comme on a l'habitude dañuy xaar toujours bu affaire amee ñu doog a nit ñi doog a xoolaat seen i comportement ak yooyu mais cette fois-ci vraiment bu ñu gis defee changement de comportement noo nekk loo xam ne luy sax la nga xam ne amatul ay dañuy xaaraat bi pandémie ñëw ñu naan déedéet raxas leen loxo yeeg yooyu mais raxas loxo yi toujours loolu dafa war a nekk. voilà donc il faut bien surveiller li nga xamante ni moom la ñuy lekk même bu fekkee am nañu ay habitudes alimentaires ni ñu bëggee mburu noonu la français yi bëggee mburu tàkkusaan daa mel ni concours la ak tubaab bu wàcc ba jaat ci boulangerie bi gàddu mburoom nii man daal yi may bañ mooy ay yëfi Sénégal la ak yooyu kenn ku ne am nga habitude alimentaire Amérique gële boo fa demee ñoom ñëpp a nga pata duuf ndax hamburger n'est-ce pas voilà donc arrêtons ces histoires de Sénégalais de comportement ñaa nous on est là au Sénégal on va sensibiliser pour éviter ay couac di ñu dal ci suñu wàllu wér gu yaram mais dëkk boo dem rek c'est pareil waaye Pape Diagne àggali on compte nag ñu jaajëfal bu baax waaye au Sénégal vous voulez ceci vous voulez ça fekk dëkk ya ñu ne ñoom it ils veulent du hamburger et du pain plus que nous en tout cas lu mu ci munti doon rek je pense que écouter les conseils de ki nga xamante ne moom moo di docteur Touré di diététicienne nga xamante ne Mamadou Ndiaye moom moo demoon taataani ay kàddoom ak Khadim Cissé donc ci tënk daal liñ ci mën a téye rek mooy vraiment comme dañu tàmm wala am habitude wala avoir tendance de lekk li nga xamante ne moom moo di gras et sucré tere na ko ci biirum corps bi ñu nekk donc mi ngi demander à ce que nit yi ñu consommer aussi beaucoup d'eau parce qu'ils ont besoin de s'hydrater la peau ndax toute la journée da ngeen di privé wu donc même ndox bu mu ci munti doon ndox bu normal wala ndox bu tàng mais quand même bu dogu jotee nañu jiital li nga xamante ne moom moo di ndox bu tàng bu fekkee ne après dañu bëgg naan li di ndox bu sedd donc loolu tamit buñ ko dégloo waxaat na li nga xamante ne moom moo di aussi les soupes infusion ak xeetu tisane yi nga xamante ne waxoon nañ ko sànq waaye côté alimentation bu sain bi aussi c'est très important wax na ñu ko favoriser li nga xamante ne moom moo di les légumes sànq tamit ñun junj nañ ko fa mbiru céréales yi c'est très fort c'est consistant ba pare ça va nous permettre de mieux résister maanaam togg ay fondeek jël li nga xamante ne moom moo di ay araw ay laax lu mu ci munti doon yooyu di ko consommer dina permettre nit ki waaw dafa yomb suñu yaay yi daan def waaw araw raxasal ko sa bopp yóbbu ko ci machine wolukaay bi je sais pas ndax mu ngi amati ba tey ñu walal la ko mais fu amul rassemblement ak daje sunguf bi bëri ci kër gi bu ñu bañee mu nëpp ñu def ci këriñ wallaay mais bu dul loolu sax Pape comme ni nga ko waxee parce que quand même peut-être ñi ngi wax waxu Covid beeg pour éviter marché yi mais am na solo transformation locale yi nga xamante ne femmes ñi ngi koy def bare na seen mbir yooyu da nga koy fekk ci grande surface yi wala boutique yi donc ba tey boo ko demee tamit jënd rek mun nga ko defal sa bopp ngeen consommer que au lieu d'utiliser oui voilà mooy femmes yi may wax les transformatrices là donc machallah ñoom itam comme niñ leen di waxee ñu ngi leen di féliciter ci loolu donc daal ci tënk donc nee nañ nañ éviter bu baax li nga xamante ne moom moo di trop de pain donc céréales yeeg yooyu nañ ko utiliser trop de gras ak li nga xamante ne moom moo di exercice physique bi c'est très important parce que maintenant ñu bare mënatuñ ko donc conseil yi mooy na ngeen doxantu à la limite naafile yi moom wax na ko exercice physique boobu benn dàq ko wala bu fekkee aussi da nga am sa kër am ay escalier marche mun ngay def sax marche yi yéeg wàccaatu ak doxantu li nga xamante ne moom moo di céréales waaw ci la bokk ba wax na dëgg ci noonu sax il faut ma nuyu ci waa Podor parce que daf ma indi daf ma fàttali démb xale tamit noonu nañ ko doon def dañ doon lekk bu baax njur di boo demee ci ivoirien yi c'est comme le gari bi tamit c'est pareil boo ko kaasee ak ndox bàyyi ko mu sekki boo ci ñefee meew tarkal la voilà donc waaw daf ma fàttali démb yu ma bëgg gis nga njur ni dafa am nañu koy defaree Podor waaw boo respecté wul normes yi rek aussi day sekki ci yow lay sekki waaw fa laay waxee il faut respecter les mesures d'hygiène les normes ak kii yi nu mu tudd xam nga njur de mais déggoo mais Pape maa musa dal ba mal organiser ko keroog daanaka bu ma fajowul woon kon heure bi ay rip rek ngeen di gis rip baay bu dul jeex rip yàlla yéex parce que Serigne Touba mais heureusement je l'ai bien traité donc il faut respecter les mesures barrières pour voilà boo koy kaas jar na nga kaas ko ak ndox bu tàng. waaw man xam naa ni ñu koy lekkee yow. moom xam nga ko sax gis nga sama directeur programme Bouba Ndour mi nga xam ne daa bëgg see bëgg ay cas nee na ma gis nga Pape à partir d'aujourd'hui man je prends la décision on va prendre des professionnels ñuy jàngal suñu jigéen yi naka la ñuy mën a defaralee suñu mburu maison naka la ñu mën a defaree mburu ci biir kër gi naka la ñu mën a jàngalee am na yoo xam ne war nañ ko jàngale quand même war nañ ko jàngale et on va faire ça à la télé prochainement pour ngeen mën a comprendre yenn yi par exemple njóorni am na ñoo xam ne dañu foog ni dañ lay may njóorni bi rek nga jël xooj ko def rek naan du noonu dëgg la de il a parfaitement raison doo corona rek
da ngay amaale yeneen maladie parallèle day fekk ci biir voilà donc dañ koy xooj d'abord donc boo koy dañ koy xooj ak ndox bu tàng sax d'où l'importance de jàngale ko ci télé bi non seulement dina ko désinfecté wala mais ba pare dina ko ramollir yow da ngay nekk cas critique da ngay laaj évacuation yëpp da nga koy laaj da ngay déliré njoot ni mu sekki da am ay délire daal la daloon ca brochette yi moo la dalaat ca njoot moo taxit sama waa ji du lekk lu il faut bien manger il faut bien manger mais xoolal sànq tu parlais de quelque chose man bi ma nekkee xale damay fàttaliku sama yaay dafa doon defar gâteau amuñu woon four mais naka nañ doon defee dañ doon jël fourneau boo jëlee këriñ bi booyal ba pare defar sa pat jël sa ay muul da ngay jël li nga xamante ne moom moo di kàddir wala cin boo jëlee nga jël muul nga jël gâteau bi nga defar ci muul yi teg ko ci biir jël kubéeru kàddir gi ëpp ka ba pare jël li nga xamante ne moom moo di këriñ bu booy boobu teg ko ci kaw da ngay gis boo toogee tuuti gâteau bi day ñor ci nu mu waree ba pare këriñ bi ñu teg ci kaw day permettre mu doore donc pour des gens qui n'ont pas li nga xamante ne moom moo di four nañ essayer astuce bi ils vont voir parce que man je l'ai fait avec ma maman te machallah ces gâteaux étaient succulents voilà donc c'est les astuces yoo xamante ne on vous proposera ça ci télévision Futur Média 3h18 du matin ci premier numéro defe naa doy na nag ñu dem xëddi ñu nit ah wàccoon na ma ak yéen déet wàccoon nañu ak ñoom sax wax dëgg yàlla waaw 5h du matin jot na fa France 3h du matin jot fii ci Sénégal bëgguñu woon tàggoo nag mais bon ñu ngi doog a tàmbali jeexalaguñu demain inchallah on viendra on va découvrir balaa ñuy delluwaat ak yaa Oustaz quelques personnalités qui ont été plébiscitées par les téléspectateurs donc j'attends par les internautes voilà par les internautes Barthélémy Diaz plébiscité mérité na ko lu tax nga wax li Mbaye dafa jëf lu rëy ndëgg ni bër ci démb dafa dem ca pencu lébu ya delloo démb te it nag dëgg-dëgg ci ñëkk a génne 100 millions ne def naa ko ci commune bi jàmpo jaar daf ko def bëgg ko xam kooku nag bu jëfee loolu dëgg-dëgg bu étonné ne nañ ko invité ma ne d'accord nag très bien donc Barthélémy Diaz plébiscité par les téléspectateurs Oumar Youm moom la ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi yoon la mu ñëw ndax temps yi dafa bëri ay problème ay nit yu jaar ci suuf di jël ay borom jakartaay porox ndollu ñooy porox dugg ci porox ndollu yi di loué ay oto di dem te dañu tere dem beeg dikk bi il faut ñu wax ñu quand même fan lañ toll ci xeex bi ak yan matukaay lañ jël sanction yeeg yu mel noonu voilà donc Omar Youm moom la ñu dénk wàllu transport def nañu visio télétravail il y a 1 ou 2 semaines ci yeewu leen bi donc il a été plébiscité par les internautes pour mu bokk ci yeewu leen bi et on fera le maximum pour qu'il soit là Sirexo gi kii doyaluñu fii tey na fan yi moom wax fii tey oui mais bon ñun suñu yoon nekku ci c'est les téléspectateurs c'est les internautes donc Youssou Ndour plébiscité par les internautes et puis war na ñëw pour wax ñu marché gel bi aussi waaw voilà tontu wu ci ba tey moom yeneen la wax donc il faut mu ñëw pour wax ci gel bi est-ce que da ko gagné wala gagné wu ko wala bu ñu weddee li muy wax ñu laaj Oustaz Anne mu firi ñu ko voilà donc Youssou Ndour plébiscité par les internautes dinañu def tout ba mu bokk ci personnalité yi ñuy recevoir ci télévision Futur Média segam télé tubaab yi koy xëccoog ñun waxatuma laak ñun ñii sànq rek maa ngi koy seetaan France 24 ñoom ils ont été nangu naa ci benn góor bu nekk France 24 Amadou Mbaye Garmi ci wolof la ko wax personnalité bu mën a nekk Sénégalais ñu am 10 minutes intervention wu Youssou Ndour moo ñu gënal ba su ko. très bien moo tax it am nañu ko tey rek tey rek on l'a vu ci journalu France 24. bëri ngay géer de. bëri ngay géer. bëri ngay géer ah xanaa da nga ko nettaliwul ba nga tasee ak Martine Aubry. hélas ba nga tasee ak Martine Aubry. xanaa nett mosoo ko nettaliwul sax. mais kooku sax bu dee ñëw dana maa ngi film. kon ay preuve maa njëkk daal di bëtt gaa yi rek. kon ci lii. loolu kenn su ko dégg. boobu moom fekkewu ko. yu tamit. nga ne ko la. njur ni laa ko njur ni. Voilà, donc on continue avec les autres personnalités plébiscitées par internautes. Donc après Youssou Ndour, monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye moom aada la ci quartier général bi tous les ans il faut que mu ñëw et ren dañ ko gën a xaarati ndax nit ku bëri valeur la ba noppi itam dafa bokk ci famille yu sénégalais yi donc moom itam plébiscité par les internautes pour qu'il soit invité de quartier général. Président Macky Sall depuis 4 ans il fait partie des
personnalité plébiscitée par les internautes. ren nag laata quartier général bi may na interview visio waa France 24 TV5 et tout ça ñun ñu ngi koy xaarandi. bu ko bëggee sax mën nañu ko def ak moom waaye il est plébiscité et que ñu ngi koy xaar ci quartier général bi son excellence président Macky Sall. Baye dafa war a ñëw. Samba Mayram moo la baro teddo jéeri. dafa war a ñëw. nit ku baax ki dafa war a ñëw Baye Cheikh parce que. nit ñi ñoo ko demandé. ñoo ko soxla pour mu ñëw fii. ñu mën a jàkkaarloo ak ñun. ok jarul noppi wax leen. dafa war a ñëw moom Mamadou Ndiaye waaw président dañ ko soxla dafa war a ñëw fii ñu wax ak internet yi ñoo ko te am na ñu ko war a laaj. te bari na léegi Sénégal yi. laaj ci dafa wala dëgg lu wér nga wax. lu wér nga wax ñu ngi seetaan dina ñëw. dëgg la. dëgg yàlla damaa gis rek ngeen ne teg. président am na ci li nga wax. dañu koy laajte bari na te wax na Pape Cheikh wax na ko mi ngi dem ci médias étrangers yi donc pourquoi pas ñu. war nañ ko war na président réew mi la soxla pour nga ñëw ci quartier général. on t'attend en fait c'est ça réew mi moo ko soxla xam nga El Hadj dama wax sànq lu am solo xam nga Dieynaba d'habitude damay gis président bu defee interview ak une télé étrangère je vois souvent ci rédaction yi ci rajo yi yéen journalistes yi da ngeen di faral di casser tout ça donc defe naa émission bu mel ni quartier général nga xamee ni audience am baax na yoon la président nekk invité parce que ci saison yu njëkk yi ba tey at bu jot il est plébiscité par tous les Sénégalais et bu mu ragal bu ñëwee nañu waxtaan ak moom il communique beaucoup kay communique beaucoup bon peut-être orientation communication mi wax ñu filmer ko mu raxas sensibiliser waale ak si ba toog def yi moo def takk masque c'est-à-dire yooyu c'est important moom comme dafa woote télétravail moom dafa woote télétravail pare nañu sax comme li France 24 def RFI def ko TV5 Monde def ko ñun pare nañu pour def ko ak moom bu ko neexee këram mu nekk en ligne quoi bu ko neexee bureau ñu jël ko jàkkaarloo ak moom waxtaan ak moom en visio télétravail loolu itam pare nañu pour def ko ak président dib càkkutéef boo xamee ni ñun suñu càkkutéef la waaye càkkutéefu sénégalais yëpp la réseaux sociaux yi donc président plébiscité par internautes yi on essaiera donc de tout faire pour satisfaire téléspectateurs yi voilà il reste d'autres personnalités à Ahmed Khalifa Niass plébiscité moom saa yu ñëwee coowam moom bu coowee coow lu bari bu coowul coow lu bari donc Ahmed Khalifa Niass plébiscité par les internautes El Hadj Mbaye bi ma tuddee Macky Sall dafa ne waxu leen waaye bi ma tuddee Ahmed Khalifa Niass aussi gis naa ni waxu leen donc Ahmed Khalifa Niass. xanaa nga wut ay nekk samedi rek buy ñëw. na nekk ak ay éléments yu bees. voilà nga wax jëm moo xoon daaw du ma fekkaat. la ko donc Ahmed Khalifa Niass suñu xarit na déjà plébiscité par internaute yu quartier général. je pense que Gana Messere. Gana Messere moom tamit non seulement plébiscité on nous a raconté que ñu ngi koy bëgg a fay pour mu bañ ñëw. voilà ñu ngi koy bëgg a fay pour mu am exclusivité ci ñeneen mais nous on est là pour tout le monde de toute façon Gana Messere est plébiscité par téléspectateurs yi ak sénégalais yi on fera le maximum pour mu nekk invité quartier général voilà je pense que loolu mooy ñi ñu am na ñeneen ñoo xam ne ni prévoir nañu leen ñun et que dinañu leen recevoir ci quartier général bi la nga xam ne nii. gisuma ci jigéen de c'est pas. yéen a ko moom ah. gisuma ci jigéen de ci ñuy plébiscite. bon lii internet yi ko plébiscité mais ñun par exemple ñu ngi xaar ku mel ni Guirassy. ñu ngi xaar ku mel ni Guirassy. Guirassy il faut mu ñëw. Guirassy waaw voilà Moustapha Guirassy parce que daaw ñëwoon na seet suñu parce que dafa nekkoon candidat présidentiel ren bokk na ci personnalité yi nga xamee ni amoon nañu Covid 19 ñoo ko conjugué au passé puisque wér na péng en cas de Mado ñëw liggéey si nga xaw a ragal donc Guirassy plébiscité Eva Marie Coll Seck ñu ngi koy xaar ci quartier général bi professeur Seydi ak Bousso ñu ngi leen di xaar ñoom ñaar ñëpp ci quartier général bi ñu ngi xaar itam ku mel ni Dame Diop ministre artisanat ak formation professionnelle parce que artisanat bi secteur bu touché la par cette crise ñu ngi xaar Karim Fofana ak ki nga xamee ni mooy ministre de la culture parce qu'on a vu beaucoup d'artistes actuellement ñu ngi kaas voilà am na ci ñoo xam ne daawuñu mos waaye ñu ngi kaas sa waa ji doo ko tontu nga ne mais Baye Cheikh dama ko ne daawoo mos booy profito Baye Cheikh ministre de la culture ci réew ak artistes yi ni nga xamee ni déplacé wuñu
kooku tam ñëwoon dafay nekk tam lu am solo loo xam ne lii képp koo xam ne kii artiste nga te ngay dund ci loolu da nga bëgg a dégg ay waxam nga xam ne léegi tam moom tam mu wax tamit fan la jaar ak li muy jéem di def ci lu baax ndax nit ñi mën ko xam loolu tam c'est très important kooku moom teewaayam ñëpp dina am solo voilà ak ministre des sports voilà on attend ministre de la femme Ndeye Saly Diop ku baax la moom it ñu ngi koy xaar mi ngi jëf lu rëy de ci Grand Dakar ak gox yu bëree bëri voilà Ndeye Saly Diop vraiment ñu ngi xaar ku mel ni Abdoul Mbaye nit ku baax ku bëri valeur kii Abdoul Mbaye tubaabe man keroog ba muy discours naan mu ngi may fàttali atu maxal ci la fin wee Abdoul Mbaye ba tey atu maxal ancien ministre waaw ma ne Abdoul kon déggul wolof bu baax ancien premier ministre waaye bu doon candidat moo woteel ko Abdoul Mbaye président Abdoul Mbaye càmmiñal Tata Diagne Marie moom it ñu ngi koy xaar ci quartier général bi ñu ngi xaar ku mel ni président Ousmane Sonko moom it jot na jaar ci quartier général bi ñu ngi koy xaar ñu ngi xaar ku mel ni président Madi Kenya ñu ngi koy xaar ci quartier général bi ñu ngi xaar dëgg-dëgg ñu baax ñëpp daal ñu baax ñi waaw ñëpp moom mun noo ñëwandoo Baye Cheikh coolee fi ne rek mbay mu nga kon ñu jeexal ak yaa Oustaz li nga xamante ni moo di premier numéro QG 2020 ci télévision Futur Média ñu ngi xaar Ndella Madior Diouf plébiscité aussi par les internautes et les téléspectateurs te Ndella ren damaa bëgg buy ñëw mu ànd ak xaritam boobu muy àndal am na ku ñu invité woon ci journée de la femme te mu wat bopp bi peinture Soukeyna Touré te sonaloon sama jabat ji rek lu ne mu yàgg ko Kya ay dara damaa bëgg a tontul Kya ci bis boobu te mook Ndella ñooy ànd damaa bëgg a def QG spécial boo xamante ni Ndella ak Soukeyna Touré boole ñaar ñu neex élage Soukeyna gën a neex Soukeyna sañ na jël këriñ poudroo toog ne man tu sais j'économise man ñooñu laa bëgg yéen Sénégal da ngeen mën a yàq mais man këriñ gii mën naa ko tus ngoloo économiser am na ñu toll foofu te moom nom de Dieu ba ñuy tëj frontière yi nekk fi woon donc ay kiiwam la dina enquête pour xool ndax mu ngi Sénégal ñu gis ñëw na finalement voilà donc Abdoul Mbaye donc on est en train de me faire signe que j'ai de grandes personnes ay kilifa yu mag yoo xam ne ñu ngi def ay tractations déjà pour inviter mu doon invité ci télévision Futur Média donc toutes ces personnes là dinañ leen recevoir à tour de rôle ci quartier général bëggoon nañoo toog nag ba xëdd mais malheureusement ñu nit dañuy dem xëddi xanaa rek ñu jeexal ak Oustaz bu ko defee mu tëjal ñu ak sikar yu am solo di ki nga xam ne ni moo di Oustaz Omar Niane Oustaz Omar Niane nag pour fàttaliwaat leen li tax sénégalais yi fonk ko dama am suma mag bu nekk France Ibou Diop Ndiaye maa ngi ko ziar bu baax xam nga yenn saa yi sa mag yow rek mën nga doon a bëkk nekk ndax sama waxtaan ak moom yëpp mu ngi jëm ci wérd alxuraan ak xale yi sikkar jëmale ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak lii suñu borom wax donc saa yu ñu dégloo Oustaz dañuy am loo xamante ni dañu koy yëg et c'est sûr que ci toogaayam bii am na ñu ko xàmmeewul waaye su ma leen tegalee benn ci yi mu def mën ngeen koo xàmmee et vous tous vous allez vous dire ah kon kii la regardez. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. أتيت بالسنوي ثم أهلي وإلدتي وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع يا نفسا أبرت الأماني فادي مرابع خير الناس ما شاء الله kon yaa Oustaz ñu bàyyi la nga demal ñu tuuti. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب بي نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أكن أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكفت على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي بي أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ماحي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع يا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصلني بحبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه فإن فؤادي عندك الدهر أجمع عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسو الطير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعد قصيرا فما نفسي بذلك تقنع عليك صلاة الله ثم السلام على رغم أنفي بالسلام أودع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع عليك صلاة الله ثم السلام مدى الدهر دين المصطفى القرن أرفع عليك صلاة الله ثم السلام مقامك محمود لدى الحشر تشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. macha allah jërëjëf yaa Oustaz yal na yàlla wéral baat bi. amiin ñu ciy bégal sunu soppe yëpp. ak kullu koo xamee ni yaa ngi ànd ak ñun. ci télévision Futur Média bëri na ci ay concours yoo xamee ni bokk nga ci gañe ko. waaye alxuraan rek mooy sa mbir. defe naa di nga ci sànni ñaari baat laataa ñuy tàggatoo. waaw jërëjëf Pape Cheikh kontaan trop ci ñëw ci quartier général. wax naa la ñun dañ la yàgg bëggee depuis temps booy. ñu lay seetaan la télé état nous. wax naa la ko. yàgg na de. booba yaa ngi def CE2 ñëw foofu di làkk français mu yëm ñu trop nag. voilà parce que tu t'exprimer dans un français exquis vraiment. waaye fàtte na ma lépp léegi. voilà ci xale bu voilà ci xale bu toll noonu. voilà c'était incroyable daal. c'était extraordinaire. ci jamono jooju vraiment boobu ba léegi. léegi nag nit dañ ko gis muy avancé ci àdduna. fekk xolam moo rafet rek. maa ngi koy wax booy ne leen Pape Cheikh bi dafa baax nit bu baax la. jërëjëf vraiment maa ngi lay bëggee bu baax bi may ñëw sama goro. mooy sama magu jabar Khady Dioum. waaw rakam laa takk mi ngi naan ma boo demee neel Pape Cheikh ne ko sama rakk mooy sa soxna. macha allah sama rakk ju baax la maa ngi koy bëggee bu baax. di nuyu ñi ci plateau bi yëpp. di beral nuyu Pape Anne tamit nit ku baax la seede yim seede ci man. Bañes dafay wax mu ne boo joxoñee nit wax ci moom lu baax. joxoñ nga sa bopp ñetti yoon. yow wax nga sa bopp ñetti yoon lu baax parce que ñetti baaraam yi yëpp. ci yow la delsi. macha allah kon li muy wax ni yëpp ci moom la ne. kon vraiment daal mi ngi noonu waaw li nga wax noonu dëgg la fii taalifu mag ñi bi ñu ko njëkkee def man mi maa ko gañe woon. voilà kon loolu ginnaaw loolu dem nañ fu ne ci àdduna bi tamit. macha allah ci ay réew yu bëri daanaka àdduna bi wër nañ ko. macha allah te fu ñu dem lii lañ ñu fay invité. duwul de sénégalais yi nekk foofu sax ñoo may invité mais waa réew mi ci boppam. ñoo may gis li may def neex leen. ñu invité ma. kon li nga wax noonu tamit lu am la. ginnaaw loolu nag maa ngi nuyu ñëpp képp ku doon seetaan émission bi. jërëjëf di ci sama soppe yëpp vraiment. sànq ba léegi am na benn préfet ku ñuy wax Abdoulaye Kharma mu ngi fële ci Casamance. mi ngi may message naan ma musuma toog télé ba heure bi yow yaa tax ma toog fii boobu ba léegi. maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu waa daayira bi yëpp di nuyu suñu sëriñ Mawlana Sang Barham Ndiaye. Baye Mbaye Niass MC mi ngi may message di kontaan. ñëpp Oumar Dia ñëpp daal sama soxna maa ngi nuyu ñëpp daal ci gàttal. macha allah en tout cas kontaan nañu. yal na yàlla wéral pour moi jërëjëf. waaw jërëjëf yaa Oustaz kontaan nañu kon defe naa ñu tàggatoo ak mbokk yi ba ëllëg wala ba ci kanam rek incha allah ci beneen numéro quartier général jërëjëf El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay gërëm bu baax Oustaz Pape Anne yow it ñu ngi lay gërëm rendez-vous ci ca kanam. man moom damaa sopp lool les 5 minutes les 5 minutes de Pape Anne man mooy sama émission préférée. maa la ko wax buy jeex may fay. waaw. te yeneen numéro yu doy war dana ñëw ci kanam. les 5 minutes de Pape Anne. waaw Garmi nag ren Oustaz def na la ko. waaw xam nga les 5 minutes de Pape Anne. xam nga Oustaz dafa bari faible. waaw les 5 minutes de Pape Anne Oustaz njur ni quoi. les 5 minutes de Pape Anne. jërëjëf yaa Oustaz. mais El Hadj am nañu mbégte. ñaan yàlla lépp luñ fi wax yal na ko yàlla def muy yiw. amiin allahumma amiin. ñaan coronavirus bi yal na ko yàlla gaaw jële. wallaay moo ñu yóbbee lii ci darajay Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wax ni na ñëpp ñaan. tàllal loxo yi nañu ñaan wax ak borom bi subhanahu wa taala. yàlla delloowaat adduna bi fa mu newoon wala fu ko gën a kawee. ñëpp am jàmm ñëpp yëkkatiku. waaw ñëpp am jàmm ñëpp yëkkatiku ñi feebar yàlla saafara leen. ci darajay Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. xam naa alaaj Pape xam na altine man lundi laay tàmbali 8h 9h. waaw 8h du matin boobu nag xam naa ne nit ñi am na ñoo xam dañuy nelaw mais bu kenn nelaw. waaw même bu ñu xëddee dañuy nelaw bii ñu bëri duñu nelaw sax. xaw ma ndax épidémie la xaw ma lan la. 8h 9h laay def dañuy am. àjjuma danaa ñëw 16h danaa ñëw 15h 16h. incha allah waxtaane Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bis bu nekk nag. les 5 minutes de Pape. non loolu jar non loolu moom. man il faut ngeen nga may ma ci jingal rek mu dugal ci sama baat pour ma bokkaale ci. non comme ça bu jàll rek damay dugal sama baat ni les 5 minutes de Pape Anne. non loolu moom sàkku naa non loolu jeex na loolu moom sàkku naa ko ba ma dina ma jaral suba ma teel a ñëw. waaw dem ci rajo bi nga xam ne maay seen directeur. def baat bi yónnee ko misaan. def baat bi rek ñu yónnee bande bi misaan. mu dugalal ma ko ci wala ñu jox ko racine. racine waaw jox ko racine les 5 minutes
Racine moo koy kii waaw. loolu bëgg naa di ko dégg suma ndogoo ba pare waaye. dimbali ma def ko oustaz may ma lii. jël ko mën na ma koo defee fii ci rajo bi nga xam ni maa leen jiite. waaw suba def ko Pape. maay seen directeur fii ba pare jël bande bi yónnee ko Racine les 5 minutes de Pape Hann. non loolu jar na 14 millions. mais oui am na ku ni ma mais lu tax defuñu les 5 minutes de oustaz ma ne ko non boo demoon les 5 minutes de oustaz ma ne ko day dabb. dina mel ni li ngay xuloo da nga koy yàq ma ne ko oyofal ko rek te woyof. di rek xebel di. waaw les 5 minutes de Pape Hann. démb damaa ramasse waa digital bi xale yi Pape Cheikh rek lañ may woowee moo woo seen chef ba Maggi. ne ko Maggi da ngaa xam li ma daj màkk. mu ne ma lu xew ma ne ko Pape Cheikh bi ngeen may bindal laa bëggatul. El Hadj Pape Cheikh laa tudd. dëgg la de ma ne ko yàlla moo ma jox titre boobu. di ko ciy def dafa safaak Maro daa dañuy tooñ. ma ne ko dee ma ko ciy defal yàlla ma ko jagleel titre bi. même bu ngeen ko bëggul yàlla nee na waaw. ala kulli yàlla yëngu naa de ah. les 5 minutes de Pape Hann loolu dinaa ko def suba incha allah. jërëjëf El Hadj. waaw xanaa am mbégte rek Baye Cheikh di ndokkeel nag bu baax réew mi yëpp. di wax ne sunu soppe ba sëriñ Omar Cheikh Omar Bachir. Taal. nee na kontaan na lool. nit ku baax. mu ngi ca Louga di nu seetaan. mu nekk nit ku yàlla baax. di wax ne tamit Cheikh Cissé al imam. tey tamit bég na. wallaay. di wax ne Baye Cheikh Ablaye Dia Somiko. dafa bëgg alxuraan. bi sunu soppi bi Omar léegi tàbbee ci loolu. Ablaye Dia bu Somiko. nee na kontaan na lool. xam nga kii. Soniko kii lu ko neex amul grand-mère waaye papa bàyyi ma yaa ngi nii wax njur nii laisse-moi travailler. di wax ne nag nanu ñaan rek li nga xam ne nii moo xew ci réew mi tey mbas yàlla teel ko fi jëlee. yéen nu ma rey. yàlla ko fi yàlla jëlee mbay. ndax loolu moom mooy tax ñëpp mën a dellu seen activité jàmm am tubaarkàlla fitna làqu ndax fitna baaxul. ndax lii daf lu dugal ci fitna. wallaay ci fitna ñëpp waaw nuy daw loo xam ni. xamuñu kañ lay fan xamuñu alti bi kañ la. kon nanu ñaan. wallaay nañu ñaan. ku mën a ñaan rek mbay defal ñaan. na ñëpp ñaan waaw na ñëpp ñaan Baye Cheikh. jërëjëf El Hadj Mbaye Garmi ñu ngi lay gërëm bu baax kenn xamul alti bi kañ la waaye yàlla baax na bu ñu góorgóorlu respecté li tubaab bi tuddee mesure barrière rek je pense que dinañu dem ba lépp jeex incha allah bu ñu continuer suñu ay vie à la normale Dieynaba Seydou Batal yow it ñu ngi lay gërëm bu baax. merci Pape Cheikh c'était un plaisir ren aussi bokk ci ñi kon def première émission bu quartier général di si remercier bu baax a baax ñu ma bokkaloon plateau bi mais yow aussi pour kon générosité bi ngay wane à chaque fois bu ñu bokkee plateau bi mais bon du ma paretu du ma remercier ki nga xamante ne moom moo ma solal tey di voilà bi mooy bu Sina Couture donc mun ngeen ko woo ci 77 611 11 78 woo leen ko pour mu defaral leen robe patch rafet yi am na yeneen tenue yu nar a ñëw incha allah ci yeneen émission mais tey ji nag damay nuyu bu baax a baax soxna Bali mu taxa tey daf ma béttee tey bett bu neex tey ci suba donc bu tàmmee yooyu bu baax a baax donc soxna Bali kenn rek a dox ci digganteem ak Seexul Xaddim Serigne Touba soxna Jaaraaya moom la ñu ko tuddee dëgg la balay sa dëgg la ba pare muy wàlliw di buur teg ci addiya ak moyal lu mu ci lekk mu rees dëgg la en tout cas di ko nuyu bu baax a baax moom soxna Bali mosuñoo tegante bët voilà mais aussi di nuyu doomam bi nekk ca Montréal kooku mooy caatu soxna Bali Dieynaba Diallo di ko nuyu bu baax a baax yaa ngi dugg sama kër bàyyi leen kër jàmbur yi ngeen di dugg mais tamit bàyyi ma dugg beneen kër Elimane Lam aussi maa ngi nuyu bu baax a baax sama grand Elimane Lam duggoo sax sama kër yaa ngi ci néeg bi Cheikh pour mën a def seen ay commande jarul ngeen di rang ci boulangerie donc Elimane Lam aussi dugg nga sama néeg wop bi nga demee ci baali ci kër gi la Elimane Lam dugg nga ci néeg bi ay leen tooñ usurpation de fonction la xaw ma atteinte à la fonction publique maanaam ki ngay ñëw ndek këram ak attaqué ko fa te ban nan la ko tubaab tuddee attaque de force xaw ma nan daal nu ñu délit bi lan la violation de domicile mais Pape Cheikh tey man soxna Bali wax dëgg mosuma ko gis mais dama koy dégg ñu ci di ko wax mais tey daf ma xëy lu neex dama lay tooñ ma nekk ma nuyu ko nuyu Elimane Lam xale bi ma bokk jërëjëf Lam dégg maa la jërëjëf Lam bi laa yaa ngi may perturbé mais amul benn problème jërëjëf Tall merci Dieynaba Seydou Batal ñu ngi lay gërëm bu baax Madeleine
merci ma puce jërëjëf. merci mon bonheur donc maa ngi remercier nag bu baax ki nga xamante ne moom moo di Khalifa Mbergane moom itam ci sponsor yi la bokk borom Lifa Couture joignable au 77 442 29 16 ak Yaate la chancelière Thioune sama rakk bopp pour mise en beauté bi donc di remercier waat mbokku téléspectateurs yi ak yow Baye Cheikh rawatina nag ñi ma bokkaloon plateau bi. voilà Mame Fatou yow it ñu ngi lay gërëm bu baax rendez-vous ci miroir Covid. sinon rendez-vous ci quartier général bi incha allah ndax taxawaay bi rafet na. ci quartier général incha allah Pape Cheikh. moom it noonu la ko sénégalais yi bëggee yow saas man damay tiit sax yenn saa yi Fati saa yu génnee Fati bu màggal jotee Fati bu Tiwaawan jotee man ku ma toogal dama naan la ngappu macha allah bàyyi leen Fati. wallahi Baye Niass noonu nga bëggee Fati. loolu nga wax ñëpp yow it. waaye Fati mii. yal na la yàlla lafal cat. amiin yal na la yàlla lafal cat sénégalais yi dañu la fonk ci sa simplicité. ci sa yiw ci sa teint noir nga mel ni soo de Mame Fall. mais ci humilité bi ngay wone à travers télé bi. yokku woo wàññi woo amul benn artifice boo xamante ni gis nañu ko ci yow je tenais absolument à te le dire donc yal na la yàlla lafal cat. amiin Pape Cheikh suma xarit la nit ku baax la. amiin Pape Cheikh Mame Fall lañ ko dénk. waaw kenn du yow Pape Cheikh. kii nit ku baax la Fatou. kenn du yow Pape Cheikh waa alaaji Pape Cheikh suñu frère bu baax bi macha allah. ci sa générosité ak ni nga yaatalee di remercier ñu ma bokkaloon plateau bi ñoom ñëpp di sama ay soppe li ngay wax rek Pape Cheikh man sama diggante ak sénégalais yi histoire bu amul fin la. wallaay benn buñ ma bëgg naa leen ko mil te li may wax rek ci du jàmbaar doomu aadama. ndimbalu suñu borom ak ñoom seen baax la. waaw nit ki moom sa jëmm ju xeebu ji ba pare doomu aadama rek. nga ak sa yar ak sa yar tout le temps ay erreur ñu la koy jéggal di ñoom sénégalais yi ma leen di wax man tamit. soxna Bali nga bokkal benn maam. waaw soxna Bali daaw ko ba joor sa maam fu mu xeexee dañ ko jàpp. yàlla def na loolu soxna moom yi way juróom. voilà mi ngi noonu daal Pape Cheikh maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mu ngoog di sant nag sama fa ma bokk nag ci Touba Mbacke googu sama dëkk mi ngi koy wax. soxna Bali bu taxaar waaw di jaajëfal ñëpp. wallaay loolu am na. di remercier itam tey Dodiga moom tamit muy Ami Ndiaye. moom moo jaar ci technique bi ak fulaar bu jongama bi macha allah mi ngi nekk nag ci bopp avenue Cheikh Amadou Bamba téléphone am yaakaar naa dina jàll 77 877 87 17 di leen jaajëfal yéen ñëpp ci seen safo ak seen kóolute dig leen daje beneen ci kattan yàlla plaisir la ñuy am saa su ne bu ñu bokkee Pape Cheikh plateau bi parce que moom mooy no stress. ay ree rek mu baax mi. ci seen wul su problème yi maa ngi ci armoire si batan waaye damay ree rek armoire si batan de problème yàlla baax na xanaa ñu tàggatoo rek Fati yow da ngaa neex a bëgg de barki Serigne Touba yéen a ngi ree li may wax nii mais li may wax nii la ñëpp di wax Fati Dieng dafa neex a bëgg macha allah yal na la yàlla lafal ca les gens t'adorent les gens t'adorent di nuyu sama xarit Maribas waaw bu sëñ Saliou maa leen boole woon waaw sama xarit man maay Sénégal ñi ma branché dañoo bëri ñi ma branché woon léegi ñëpp ngi ànd te maa ko présenté Maribas yéen a ngi ànd non Marie dafa baax rek ma koy nuyu dafa maa bëgg sama xarit yëpp léegi ñooy ànd seen biir di filmente di gërëmante ma ni waa baax na man maay Sénégal xale yi nañu ñaanal walaay dégg moo ko mais dafa baax rek moo tax ma koy remercier yaa ngi ànd ak Maribas xam nga tey bu ma ñëwoon sa kër fekk Maribas toog dinaa mer. Mari ñëwul sama kër. mais li nga ànd. déedéet dafa baax rek bëgg ma koy nuyu. yàlla baax na maay Sénégal. yàlla baax na amul benn problème Maribas suba xarit la ñoo bokk yaay yàlla na jàmmam yàgg mbokk dayam jatulay xam nga jatulay par exemple man rek la xamoon mais bi jatu commencé gërëm animateurs yi ak waykat yi ci laa bàyyee jatu man du ma bokk. nga coupé ko. court bloqué jatu laa bàyyi léegi. ñëpp lay gërëm ñoom ñële ñoom yëpp dama ko dem noo bokk xarit non da ngay bàyyi sax da ngay bàyyi Maribas rek wala. bàyyi naa la xarit bi jeex. wala xaritoo fi jeex merci Mame Faty yàlla na sa jàmm yàgg. Mamadou Ndiaye yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax ci ñaari fànn ci rédaction au quartier général bi yow Bijou Sy ak Thioro Mbar Ndiaye ci reportage yi. mais gërëm la aussi tey et demain on sera là encore avec les internautes. jërëjëf El Hadj maa ngi lay gërëm yow tamit di gërëm suñu mbokku téléspectateurs di encore une fois. bu baax na ci laax bu tàng di maa ngi dégg El Hadj rek xale yi dama leen gaaruwaale dama leen sànni tarak. pourtant man El Hadj nag laa yaa ngi wax. sànq Pape nga ma wooye. waaw jërëjëf di wax téléspectateurs ak surtout suñu mbokk internautes yi ñoom tamit. ñu Arafatu ren bi nga xam ne dañoo taw te toog tepp ak suñuy armal. billaahi ngeen du ngeen moo woowee El Hadj. billaahi tàggoon. du dee yaa ngi fi. te dina taw ah. gëjoon naa taw kay. il a fallu que je sois invité de Dieu pour mu taw.
di leen jox rendez-vous suba incha allah ñu fas yéene koo continuer ba weeru koor bi jeex. di remercier bu baax comme ni ñu koy defee at mu nekk rek ñu démarré ak 6.9 comme moom laay numéro téléphone moo def yëre bu rafet bi 77 480 17 06 wala 33 827 99 49 mi ngi nekk fii ci Ouest Foire ak Scat Urbam moom 6.9 numéro téléphone 77 480 17 06 jox rendez-vous suba incha allah. en quelques minutes fii ci Sénégal mën nañoo tàmbalee xëdd ginnaaw alkaati yi ñuy xoolal weer wi ñoom ñoo ñuy xoolal ndax salaatu nañu ou pas parce que kenn du génn ba 6 heures du matin mais bon heureusement que nous sommes là il est presque 4 heures du matin 3h52 exactement donc ñu ngi ndokkeel tey gërëm ñëpp ku lim juum mais bëri ngeen ci yónnee ay bataaxal ci sunuy portable ci réseaux sociaux yi ci Facebook ci Twitter ci Instagram bu doon suñu sago ñëpp la ñuy lim kenn par kenn mais yàlla na seen jàmm yàgg merci encore ci fidélité bi ngeen xamee ni am ngeen ko ci télévision Futur Média waaye rawatina cofeel bi ngeen am ci quartier général dem ba émission bi mënul ñàkk ren dañu ne woon ak crise bi fi mu toll nanu ko bàyyi waaye demande bee fooroon ba nga xamee ni on s'est dit pourquoi pas ñu respecter normes yi tout en vous proposant cette émission parce que lu mënul ñàkk la li ma lire sànq am ku ne Ramadan sans quartier général c'est weeru ko c'est ruine de weeru koor voilà donc ça c'est un message de Sister Séni et puis Maodo Malick Mbaye ñu ngi koy gërëm bu baax di sunu kilifa di sunu mag di sunu xarit Tafa Thiam itam kontaan nañu ci moom ainsi que équipe yi ñu àndaloon dirigé par tonton Mac directeur technique bi ñu ngi koy gërëm Pape Samba Thiam itam ci jàppandalam fàttewuñu ñoom Baye Niass bu journal Record merci pour ces belles photos Baye Niass mbokku ndeyam Bakary Cissé ak Henri Camara gërëm tamit Mor Kharma defe naa tuuti caméraman ñaari caméraman ou ñett ñoo fi nekk parce que li ci des yëpp ay caméra robot la ñu jël ko spécialement pour cette période de crise gërëm tamit Mbaye Diouf of ak Demba toog mu Serigne Saliou bu Serigne Fallou ñu ngi koy gërëm bu baax gërëm tamit Abdourahmane moom it dama ko lakkal waaye gërëm itam waa décor ñoom Lamine rawatina directeur bu télé bi di Ndiaga Ndour ñu ngi koy gërëm bu baax gërëm tamit Bouba mi produire ba noppi itam yore programme bu télévision Futur Média Bouba Ndour moom it ñu ngi koy gërëm bu baax ak sécurité bu télévision Futur Média man nag comme d'habitude je suis habillé par Keifa donc c'est même plus la peine que ma leen koy wax parce que miin ngeen ay daggam li ma ko ne bërki démb saraxeel ñaari paire ciseaux mën naa baax voilà donc j'attends la régie pour une information qui me donne voilà Prestige Déco voilà Prestige Déco tamit ñoom ñoo décoré plateau bi décoré Kër Bijou donc ñu ngi leen di gërëm bu baax waa Prestige Déco merci promotion tamit ñu ngi koy gërëm bu baax merci gërëm tamit Mbaye Diouf off on va se retrouver tout à l'heure 22h pour Quartier Général.